asembala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dong la mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow du mel ni la yàlla noppi na bakkan mbalax xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dong la. Mercredi 18 mars 2020 chers téléspectateurs d'ITV bienvenue ñu ngi leen di siyaar bu baax di kontaan ci àndandoo bi ak ñun ci suba ak léegi ci programme bi ñu leen di dëkkal ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs télé bi nga xamee moo boole utile ak agréable télé bi nga xamee moo boole lépp luy programme fii ci biir réew ak ci bitim réew di leen ci gunge yéen téléspectateurs yi nga xamee yéen a ngi ci àndandoo ak ñun di leen béggee 17h jot na ñu ngi jëm ak yéen 18h30 comme ni ñu ko defee bis bu jot bu takkusaan gi jotee rek ngeen àndandoo ko seen animateur Padros di leen gunge ak lu spécial ci seen émission sama Sénégal donc ñu ngi gërëm téléspectateurs yi bu baax waaye tamit di wéy di masawu ñi nga xamee ñoom ñoo di askanu Sénégal ci li nga xamee moom moo di feebar bi nga xamee lëmb na réew mi jamono ji ñu toll nii ñëpp ñu ngi toogee ak njàqare ndax kenn muccagul ba léegi ndax réew mi fi mu ne nii ni mu demee waaye nag ak ñi nga xamee ñoom ñoo di ñi jiite mbiru wërgu yaram bi suñu xel dal la ndax ñu ngi ci liggéey bu am solo donc nag ca kanam dinañ ci détail lu bare duma ci wet maa ngi ci ak salaamaaleykum lii moom laay nuyoo ñëpp Sénégal bi ñëpp teel ma ni bësal bës naa kay sa loxo bi laal na ma de bombal ba pare bombal non defaatal fii voilà sa loxo bi laal na ma bombal fépp bombe tout bombe partout bombe fépp voilà je rappelle lii nag mooy li nga xamee moom moo ni mën a dimbali pour ñu mën a mucc ci microbe yi nga xamee ñi ngi koy laal ci suñu loxo waaye aussi tamit mën a mucc ci li nga xamee moom moo di feebaru coronavirus bi nga xamee lëmb na Sénégal jamono ji donc nag lii da lay permettre koo jox loxo ba pare nga mën ko diw ci sa loxo ko defee nga mën a mucc kooku nga xamante ni joxante nga ak moom loxo léegi nag fi mu ne nii bokka na nga def waaye maa ngi sant yàlla ça va bien yaa ngi cool nice tranquille naka bés bi sant yàlla mbaa yaa ngi am jàmm baax a baax waaw ak xel mu dal yaa ngi koy yëg ak xel mu dal yaa jëf waay waaw loo ma laaj tax sama xel dal lu tax sa xel dal suñu ministère de la santé dañoo dalal xelu sénégalais yi tigi ni lépp lu jëm ci feebar bi di coronavirus bi dinañ ci jël ay matukaay yu am solo waaw ngir gindi sénégalais yi ngir dimbali sénégalais yi waaw ngir dalal seen xel ci feebar bi parce que feebar bi commencé woon naa jàpp suñu bopp ba ñëpp jaaxle ñëpp ni mënuñu gëm ni feebar bi mën nañu ko faj waaye tamit mënuñu gëm ni feebar bi mën na dal doomu aadama donc nag ministère de la santé tey génn nañu chaque jour comme ni ñu koy defee dalal xelu sénégalais yi donc ñi ngi rafetlu liggéey bi te di leen encourager di leen wax ne ñun sénégalais aussi pare nañ pour jàppale leen ñu xeex li nga xam ne moom moo di feebar bi macha allah min gars yi ay naanaan lañ nag Sénégal macha allah yàlla dafa leen dimbali jàppale leen boo xoolee médecine Sénégal dañoo avancé période avancement boo xamante ni amul lu leen jaaxal dëgg la ñu la jaaxal ñi nga xamante ne xamuñu dara ci mbir mi mais ñoom di leen jaaxal parce que lu nekk am nañ ci solution c'est vrai solution bi mooy lii ñu fagaru balaa ñoo laqale fagaru di fomb say loxo di raxasu éviter di dajaloo ci ay dajaloo dañ koy éviter génn bu bëri dañ koy éviter maanaam lu ñu war a éviter bëri na ñun nag ñoo mën a dimbali suñu bopp dimbali nguur gi moo dimbali suñu bopp kon nañ fagaru rek te faju moo gën daal mooy li mu wax rek waaw nañu éviter fréquentation yi ak rassemblement yi maanaam dajaloo bi nga xam ne ñu ngi koy def bis ba jot que ça soit muy mariage wala muy ngénte wala muy tour wala muy xumbal wala muy ay soirée yooyu yëpp nañu ko éviter parce que kenn xamul kan moo am feebar bi ba bokk ci biir mbooloo moom nga xamante ni ñi ngi dajee bis bu jot donc nanu éviter loolu yëpp tey bu ñu xoolee Dakar dafa wéet dafa mel ni lanu waxoon ni ne ku amul soxla ci mbedd mi wala ku amul soxla ci marché yi ku amul soxla ci yenn surface yi yenn place yi nga xamante nit ñi dañu fay dajaloo na nga toog sa kër voilà gis nañu ni ñëpp ñu ci bari toog nañ seen kër ku amul soxla ci mbedd bi na nga toog sa kër donc loolu mooy conseil bi nga xamante ni ministère de la santé wax na ko ngir nga mën a mucc ci feebar bi tey bu ma génnee ci biti dëkk bi wéet ma ne nu mu demee ni tey dans 5 minutes lañ def yoon 5 minutes ah 5 minutes lañ def yoon waaw diggante sama kër ak fii moom 5 minutes la 5 minutes vraiment waaw mais sant yàlla mais loolu nag lii dafay wane ni maanaam am nañu appui maanaam peuple boo xamante ni ñu ngi déglu te ñu ngi bàyyi xel surtout parce que am na ñoo xamante boo leen neewoon sax toogal seen kër dañ naan kii daf ñoo yëpp de pourquoi bu ñu toogal seen kër te yow kii di la toog wax naa la kii di la
tere yéen yi yow lay dimbali. parce que boo feebaree tey jii tey maar day taal yi boo génnee àdduna wala dara say mbokk ñooy sonn. nga sonal say mbokk. kon nag lii day tax ni maanaam dañuy wane maanaam lii nguur gi jël décision bu mu jël. peuple bi ñu ci bàyyi seen xel. dimbali seen bopp dimbali ñu toog jàpp macha allah daal. daal sama xel dal na daal. très bien suñu xel dal na waaye tamit suñu xel dal na ci ñi nga xamante ne ñoom suñu célébrité yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi gindiwaat askanu Sénégal waaye tamit di dalal seen xel di leen wax ni leen jël leen seen i ay mesures yu am solo ngir ngeen mën a mucc ci feebar bi nga xamante ni moom moo di coronavirus. vidéo yi nag dañuy seetaan ji léegi vidéo sensibilisation bi nga xamee suñu artistes yi def nañ ko challenge la ñu ko mën a duppee donc challenge boobu nag dinañ ko def sax ci sénégalais lambda yi dinañ ko def ci sénégalais lambda yi dinañ leen jox benn numéro sénégalais lambda yëpp kenn ku ci nekk def vidéo wax ci coronavirus bi maanaam nga ni waaw man maa ngi leen di wax ni leen na ngeen moytu na ngeen di raxas seen loxo na ngeen di éviter di nuyu na ngeen éviter nangam sangam consigne yi nga xamante ni yëpp ministère de la santé joxe na ko donc loolu lañ bëgg ngeen def ko suñu célébrité yi nag def nañu ko dañu dem régie seetaan seen ay vidéo juste après on revient mën a yeggale plateau sama Sénégal. Salut les gars, je suis Pape Sidi Fall, je travaille à iRadio, je me joins à cette équipe de iRadio, iMédia et iTV pour continuer message de sensibilisation bi nga xam ne groupe bi mu ngi koy continuer di jox sénégalais yi mooy coronavirus li jiitu lu am la bu ko kenn natable lu am la ñu ngi leen di ñaax ngeen di raxas seeni yoxo ak saabu wala ay antiseptique à base d'alcool di leen ñaanit bu ngeen di saqat ngeen di sol masque mbaa ngeen yor mouchoir wala ngeen di jël seen conco di ko utiliser nii ndax coronavirus dëkk bu mel ne Chine dëkk bu mel ne États-Unis France Espagne Angleterre Allemagne fu nekk ci àdduna bi la lor sonal leen ñun dëkk bu ndaw lañu dara xajul suñu biir nañu sàmm suñu bopp fagaru ndax moo gën déggoon naa ñu koy wax ku nekk ci ñun na def li ko war ci jàngoro ji wattu ko wattule ko njabootam loolu mooy suñu bataaxal maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci jéggalu caa ngeen def. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum sama soppe yi man Sidi Diop artiste chanteur porteur de voix maa ngi leen di sensibiliser bu baax a baax ci feebar bii nga xam ne moo lëmbe àdduna muy coronavirus waaye nag ma bëgg ñu respecter consigne d'hygiène yi nga xam ni moom la ministère de la santé joxe lu ci mel ni di raxas suñu loxo yi avant ak après bu ñu demee dox suñu yëtte ba duggaat ci kër gi waaye tamit éviter di utiliser mouchoir sànni ko noonu ci mbedd mi nañu koy def ci poubelle yi di ko tëjaat di raxas suñu loxo veiller ci li nga xam ne mooy set gi kon nag ministère de la santé ñi ngi lay jaajëfal di rafetlu liggéey bu baax a baax ak bu rafet bi nga ci jël di ñaan yàlla mi nga xam ne moom mooy saafara yàlla nañu saafaraal jàngoro ji fépp ci àdduna merci beaucoup. waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di wax nag ni décision bi nga xam ni ministère de la santé daf ko jël di xeex coronavirus donc ñëpp dañ ko war a jël au sérieux mooy nit ñi regroupement yi nga xam ni moom la état bi wax ni bëgguñu ko gars yi maytu ko deuxièmement ñi nga xam ne tamit yàlla daf leen dimbali ñu mën dara ñu jàppale ñu tane donc man incha allah man góor maa ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah ce samedi dinaa dem ci hôpital Youssou Mbargane bi nekk Tëngéej joxe fa ay dons détergent pour jàppale ñi nga xam ni peut-être seen loxo joxul seen di ginnaaw te bëgg nañ xam nga ñoom tamit maytu tawat bi bañ leen dal donc message la boo xam ne maa ngi koy lancer Sénégal yëpp et puis tamit ñi nga xam ne dañu nekk ci réseaux sociaux yi di wax naa am naa garab ak yooyu nañ xaar médecins yi nga xam ni ñoom ñoo am ñoo ko jàng mën ko mën leen ci édifier dimbali leen ñu déglu leen wasalaam bëggee. yow Chiare King Baba Ngaaka Blindé juste un petit message pour tous les Sénégalais di rafetlu encore une fois liggéey bi ministère de la santé def ci feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus chapeau di ñaan Sénégalais yëpp di moytu rassemblement yi jotaay yu bari nit yi di ñaan yu raxas loxo yi ba mu set nañ ko raxas ba mu toll ci 30 secondes raxas loxo yi ba mu set ngir protéger sa bopp protéger aussi askan bi ñaan yàlla teggil ñu li nga xamante ni tey lëmbe na ci àdduna bi waaw man nañu moytu jotaay yu bari nit te moytu di bari fit feebar bi tas na ci àdduna bi fépp la lëmbe it te set ci xel yi set ci xol yi set ci loxo yi Ngaaka Blindé moo fi jaaroon di fi joxali wax ko sa doom wax ko papa wax ko maman loxo yi dafa war a set chaque jour à tout moment.
merci beaucoup sunu célébrité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal ñu ngi sensibiliser askanu Sénégal di leen wax ni leen carrément kenn ku ci nekk war na jël mesure yu mat sëkk ngir mën a mucc ci feebar bi nga xam ne moom moo di feebaru coronavirus bi donc ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di gërëm ci àndandoo bi ak ñun ci ITV plateau sama Sénégal donc dañuy dem régie mën a seetaan élément sama diwaan bu nu dellu si waatee mën a yeggale sunu plateau. xinin laa dëkk bi ñu naan xinin laa dëkk di leen balu àq di leen jéggalu lu baree bari ñun jigéen ñi danoo sonn ndax dañoo nekk ci trottoir bi gisatuñu oto gisatuñu dara bagage yi seer na jafe-jafe yi bari nañu gisuñu ku nu dimbali nguur gi dimbalaate daa mel ni daa fàtti waa 50 day dimbali daal dañuy romb rek ñun gisuñu dara dégguñu dara di woote wallu nag ku nu wallu te yàlla tax ndax lu nu jàppale suñu njaboot gisatuñu oto apias bee tax dañuy teggi bagage yi seer na bagage yi baaxul bagage boo jël boo ci waroon a am 2000 day yàqu ci sa loxo da ngay wutiwaat loo remboursé doo la versé amuñu dencukaayu bagage amuñ dara gis nga 50 marché yépp moo ci gën a pauvre amuñu mbaar yu baax sax bu nu toog di jaay amuñu ko gis nga parisol boo jënd ñaari weer naaj bi yàq ko amuñu dara mairie bi fayekul dara yenn mango lay fayeku mango jeexee mu arrêté gisuñu dara ndimbali daal dañu koy dégg ay puut jam ñaaja waaye ñun waa 50 daal bokkuñu ci financement yi bindi woon nañ ci ba ku nekk joxe 7500 boobu ba tey ca ba ñuy wàcc élection présidentielle yi ba tey ñun waxatuñu ci dara déggatuñu dara ñu ngi toog di daan suñu doole nag muñ jàpp ci yàlla ak suñu njaboot gii nga xam ne màggaguñu maire bi moo ñooñu laajoon épargne ku ne 7500 jigéen ñëpp genn wàll gi ñëpp ñi gëm joxe ñi gëmul bàyyi waaye man mii di wax ak yow man ciy joxe woon ci laa bokk waaye même bu du loolu yi daf maa may fekk may daan sama doole waaye jigéen bu néewee doole yaakaar na bu dawee day wutu ko wallu du dëgg waaye wallu boobu gisuñ ci dara waxuñu dara ñu waxatuñu dara 7500 yaa ngi tëdd ci ñoom waxuñu dara natt yi moom ay natt yi ndaw rek natt yi ba ci man mii yor naa natt waaye bariwul ay 350 000 rek par 10 jours boo teggee nga jàppale ci sa njaboot jàngamee kër gi yooyu bagage yi lii orange yi de syndicat Pikine lañ koy jële pomme bi riz Sandiniéry laa koy jële clémentine bi jam ñaaja laa koy jële lii da ngay am sa client bu fa nekk rek bu fekkee ne yërëm na la bu jaayee ñaari junni ak ñeenti téeméer mun na laa defal ñaari junni boo paasee téeméer boo jëlee téeméer saako nga ñëw dugal say client man damay xëy 5 heures du matin laay xëy ba 11 heures ma wàcc dem seeti xale yi yàq nañu suñu liggéey bu baree yàq nañu ko lool ñuy sàkku ndimbal ci nguur gi ak maire bi fi nekkal ñu fi ñu nekk ci ginnaawam daal ku ñu dimbali te yàlla tax daal procès boo xam ne daal mën nañu koo dimbali ko pour li ñu liggéeyee suñu yóbbu suñu njaboot daal ñu nangu ndax suñu gune yi dañoo toll ci njàng amuñu ku ñu jàppale. jàngum tubaab moo fi dox am na ñuy jàng alxuraan nag waaye jàng ak mos du benn xam nga mos jàng ak jàng du benn mos sax am na ci jàngum tubaab bi jàngum tubaab bi xale yu jigéen ñi bu ñu masaan dem jàngi ñu naan njàngum jigéen amul solo nangam waaye bi mu demee bi mu commencé am ñu ci fël di commencé wane màndargay jàng ak yeewute tuuti tey école boo dem boo xoolee xale yu jigéen ñi ñuy ëpp ñu góor ñi examen yi ñuy def fii itam te ma xamoon ko tolloon na jamono ci góor ña nekkoon ci kanam ci li ma xam waaye nii mënaluñu ko jigéen ñi am nañu sociologue am nañu professeur anglais am nañu licence ci wàllu droit góor ak bu jigéen am nañu master 1 ak master 2 fii wàllu baccalauréat bi nga xam ne moom la ñuy wax ne foo ci toll nga door a dugg si jàng nag 18 baccalauréat mu ngi ci kër gi te ñaar dañoo fiy sët ñi ci des yëpp mën naa ne maa di seen baay 18 baccalauréat ngi fii ci kër gi
village bi de man wat naa ci yàlla ni ma ko bëggee man ni ma bëggee woon ci village bi moo di xale yu góor yi ñu xam ne cosaan amoon na fi waaye mu ngi mel ne dafa bëgg a dem Saafen moo dëkkoon fii ak Paloor fii ci fi nu nekk mu di Sandok Saafen Paloor da yëpp dañ ko daan lakk mais fii bi suluf ndir jàmm ngapparu mooy li ñu wax Puyeen léegi Saafen la ñu daan lakk mu dem bi xale yi li tax nga ne nañu wax ci xale yi pour kii léegi mas naa def benn émission fale RTS mu boori kii bu yàgg la daal fa ñu joxe mais dama leen waxoon ne fekk téeméeri at am na beneen làkk boo xam ne bi dina judd ku yóbbu gëm ku yóbbu weddi nag sama xalaat donc laa joxe làkk boobu du doon pël du doon séeréer du doon tubaab du doon anglais du doon wolof ndax fekk ma gàlle yow wax nga olof ak pël nu mu def nga ne nice lan mooy nice ah ak yeneen li may wax yéen a ma ko gën a xam yooyu bu ñu demee bi xale yi juddu ci ba màgg ci dañuy koy làkk nag ñu defe ne lii làkk nangam la fekk ñoom ñoo ko sos mu tax bi dégg naa ñu naan xawma ministère bi dafay bëgg a def njàngale alphabétisation nga loolu mais loolu waru xalaat sama xalaat dañu waroon wut benn école boo xam ne loolu dong moom mooy nekk liggéeyam au lieu ñu di ko boole ci emploi d'état yi ñuy def ci université wala nangam ak nangam benn école boo xam ne bii loolu dong lay jàngale mu mën a jàll benn ngoog ñaareel bi itam xale dafa war a fonk waajur ñun ñi mënu woon a teraani fen bu amee dara balaa def na tàggu ay waajuram ñu waxtaan ci mbokk gi gis naa ne mu ngi commencé di xaw a yëngu di baaji te fa mu jëm du baax mu am nag lu am solo loo xam ne nañ ci bàyyi suñu xel ànd bi léegi waxoon naa ko yàgg na booy ànd booy ku ci am weccet maanaam daal parce que li ñu tuddi am du am xaalis du am waaye ku ci man boppam rek commencé wanewu commencé ñàkk respect ci mag ñi defe ne mën na dem te loolu mun taxul kenn dem yar ak teggin ba noppi am sutura respecté mag. boo gisee aussi ñun dem defaguñu ay jéego pour war a mën a dem foofu ñàkk moyen la te moyen boobu nag moom la ñuy ñafe ni pour ñu am ko bon ñu mun ñoo dimbali foo xam ne fii dinañu am benn place boo xam ne bii képp ku ñëw ak foo mën a jógee boo ñëwee da nga ciy bokk pour suñu carte membre pour suñuy papier yoo xam ne dafay doon légal problème bu ci nit mën a am wala soit que koo xam ne kii am nga gàllankoor su boobaa mën nañ la dimbali ci wàllu garage parce que garage bu mag bële moo ñu colonisé fii moo ñu colonisé souvent sax dañu am problème mais dañuy dem si ñoom non parce que xam nga du ñëpp ñoo mën a jóge fii dem foofu parce que boo seetoo mooy li ma la wax sànq rek mooy suñu mbokk yi am na ci ñoo xam ne ñu mënuñu dañuy ñëw fii jënd fi ay bagages mais mënuñu gàddu bagages yi dem fële dans le temps avant fii di sosu loolu moo fi amoon. waaw oto yi ñoo fay dem fee client mën na ñëw fii nga am problème mu oto mais boo demee fee gars yi dañu la yóbbu parce que xamuñu circuit bi waaw mais ñun ñi nga xam ne ñun xam nañu circuit bi ñun ñooy obligé def le tout ñu yóbbu leen soit dinañ la dimbali nga ñàkk am moyen dinañ la dimbali nga am moyen dinañ la dimbali waaw loolu daal mooy suñu problème. non ñun amuñu heure parce que boo xoolee majeure partie bi yëpp dañuy jóg ci village fii dem di liggéey Dakar yow mën ngaa wàcc Dakar yaa ngi dégg ay 10 heures nga war a quitter foofu ñëw fii ban heure nga fi yegg ay 23 heures wala ay 0 heure man boog bi ma yor oto man dama daa toog ba mu wóor mën a gisatuma man daan naa veillé fii ba 1 heure du matin wala ay 0 heure parce que tey fu tey yow su fekkee ne yow da nga maa xam nga wàcc fii
nga xam ne yow nga ñëw fi fekkoo fi benn oto yaa ngi dégg mais sa xel bu demee ci man da nga may yeey mais est-ce que boobu ñeme naa bañ damay mujj obligé jóg sol sama yére yi mu xool lu ma neex lu ma naqe doo ci xam dara mais dama la yóbbu boo ma fayul sax bu ma ci amee jërëjëf naa la yóbbu loolu mooy suñu problème mais ñun amuñu non maire bi moo ñu mën a jàppale foofu ak gendarmerie non dem nañu fa grand suñu temps la si ginnaaw suñu grand yi dem nañu foofu mais tamit dafa am fu ñu leen yebal pour ñu war faa dem ñu mën a mottali seen papier yi yaa ngi dégg su ko defee loolu bu ñu ko amee ñoom dañu mujjee delluwaat foofu léegi maire teg leen fu ñu war a jaar léegi su boobaa sax dinañu jaral ñu seet foo xam ne fii aussi dinañu arrangé mu utal ñu garage foofu. mais matuwaay yi mooy bon ku ci nekk nga jéem a fagaru rek waaw yàlla rek moo xam daal mais tamit ñun bu ñu sañoon jàngaro bi du yëg sax fii fa mu déparé fa lay yem mu yem fa mais bu ñu sañoon du yëg fii waaw vraiment tamit ñu bàyyee nañ ko xel trop trop trop. merci les habitants de kilomètre 50 ñu ngi leen di gërëm bu baax ci rubrique boobu nga xamante ni moom moo di sama diwaan di jëmoo dana koy gërëm bu baax moom aussi ci àndandoo bi ak téléspectateurs yi foofu lee ci kilomètre 50 am na sama jabar ji nag ñëw na pour rejoindre ma ci plateau sama Sénégal sama jabar la mais maa koy kii quoi maa koy jox pour mu kii. Astou Mbaye namoon naa la. nam nga ko la raw. oh madame Mbaye. ana ci loo leen ne. xanaa namoon la rek. mbaa li ma jàpp leen. li jàppul kenn fi mu ne yow xam nañu yow yaa ngi ci jàmm ñun tamit xam nañu tubaarkàlla jàmm rek la teewoon. en tout cas macha allah. mais noonu lañ la namee woon est-ce que rawuma leen ba mu ëpp. sëñ Touba mais temps yi nag jël nga say mesures yu wóor ci coronavirus. hydroalcoolique parce que dégg naa lii moom yaa ngi koy jël sax di ko may nit ñi. mënul ñàkk parce que Dogo Fall dafa mel ni nag dëkk bi dafa yëngu. dafa yëngu surtout te gën a conscientiser gars yi aussi mënul ñàkk. parce que xam nga liñ naan fagaro moo gën faju parce que fi mu nekk nii réew mi fi mu toll. gëm naa ne ku ci nekk war na mën a def participation en commençant d'abord rek par éviter ko. très bien. naka nga koy éviter je pense que nit ñi ñu ngi ciy waxee fànn bu nekk ñu ngi ciy waxee aussi di yee ci façon bu nekk. surtout se laver les mains fréquemment. très bien aussi di utiliser hydroalcoolique bi nga xam ne mënul ñàkk. boo ko amul nga daal di boo génnee sa kër boo ñibbisee nga jël sa savon jël sa eau de javel raxas sa loxo ba mu set. jigéen ñi laay fu njëkk a waxal parce que ñun ñoo gën a sonn. ñu ngi ci xale yi. yéen jigéen ñi am ngeen ci rôle bu spécial. bu am solo bu am solo parce que boo ñun toog yombul. te Dogo fi mu ne gëm naa ne cas bi dafa critique boo xam ne toog daal fi mu ne mënuñu ko mais en tant que jigéen lan ngay conseiller sa mbokk jigéen ñi tey pour ñu jël seen ay mesures yu wóor ci feebar bi xanaa nag sàlloo omo eau de javel teg ko te wut hydroalcoolique bii nii teg ko ci sa wet ñiy def ko ci seen saag yi aussi éviter xale yi ñuy génn téye xale ci biir kër yi boo demee marché boo ñëwee balaa ngaa def quoi que ce soit amal habitude bi dugg sa douche ou dugg sa cuisine raxas say loxo ba mu set balaa ngay laal say daan ci sa kanam bàcc sa yaram raxasal sa loxo ba mu set balaa ngay fob sa doom raxasal loxoom am leen habitude di xool xale yi di leen surveiller te téye leen ci kër yi vacances la ñu nekk mais vacances la boo xamante ne ni gëm naa ne pexe dafa amul donc xale yi buñ nañu toog réviser seen ay leçons def seen ay devoirs mais en même temps éviter génn bi parce que fo bu bari beeg dëkk bi daal fi mu ne na ku ne fagaru très bien loolu mooy message bi nga xam ne Astou Mbaye mi ngi koy jox jigéen ñi ci réew mi donc nag baax yi ci réew mi nag moom noonu ko nga jël ñu ko waaye nag dugg oto dem ba Mbour. waaw Dogo Fall dama duggoon oto nag wàcc ji Mbour. seeti kuñ naan Kër Yaay. waaw Kër Yaay nag du ma ci détaillé damay daal di bàyyi ndànk ñu wanal la Kër Yaay. li fa jot a am. ñu dem régie c'est un élément juste après on revient mën ko détailler. mbokk téléspectateur ITV ziar naa leen nuyu leen comme ni ñu nuyoo Mbour tey nag damaa daagu si ndànk ba fii ci Mbour seet si le roi du tissu Kër Yaay nag mi ngi def bépp xeetu baax bu nga xamante ne ni ci wàllum tissu la ak ay fil à fil brodé voile velours chiffon de soie simple soie perlé lépp li nga xamante ne ni jigéen comme góor da koy soxla ci tissu soo doxantoo ba fii ci Kër Yaay le roi du tissu ci Mbour da nga ko fi daal di fekk li may daal di def nag mooy doxantu ndànk wan leen lépp liy xeeti baaxu Kër Yaay. salaamaaleykum. Cheikh. ziar na la bu baax. delloo ziar bu wér. ba naka affaire yi. ça va sant alhamdulilah.
Cheikh fii couleur yi bari na te yaa ngi de. waa gis nga ko macha allah bëgg lu leen neex rek yéen soxna yi yéen leen fi nekkal rawatina waa Mbour nag. mais Cheikh non macha allah dañ ne le roi du tissu ne kër yaay mais fii ma la fekk déjà damaa bëgg nga dajjil ma paquet par paquet fii fan la nii. waaw fii moom mooy filafili pour góor ñi nga xam ne dañuy ñëw ay sanso yu baax demi sanson lii mooy filafil unique am na filafil carolé am na xeetu filafil boobu ak daal mi ngi fii ci kër yaay. xam nga lii gëm naa ne góor dina sol te jigéen dina sol bii mooy filafil simple bi. filafil simple waaw. am na ay couleurs yoo xam tamit uniquement pour jigéen la am na ay carolé yoo xam ne dañ koy passé pour ñu def 2 tons am na it yoo xamante ni yu lese la dañ koy def ay turki njaareem ak xaftaan bu gudd loola neex daal am na kër fii ci kër yaay. ñëw fii ñu doxantu ni nga wan ma couleur bi yii moom mooy yan. yëpp ay filafil carolé la am nañ ci it ay arrivage yu bees tàq yu rafet yoo xam ne moom kenn gisu ko fenn lu dul kër yaay daal waaw dafa nooy coton la ñun moom xam nga xeetu tissu bi gën jaay tissu yi bari na mais tamit dafa am qualité waaw ñun nag waa kër yaay ku ne xam na ne ci qualité ak la ñuy dox macha allah. yéen a woote buur sax nag te boo bëggee doon buur faa nga jox différence. bii mooy crêpe Georgette Georgette bari na ay couleur bari na am na ay unique aussi unique yi mi ngi ci ginnaaw pour ñuy def ay robe macha allah couleur bu la ci neex rek am na fii ci kër yaay nga sa daal di robe waaw nga daal di dagg sa robe bu la neex rek ay motifs yu bari la waaw ay motifs yu bari la. macha allah lii mooy crêpe soie glacée ba tey pour ñuy def ay robe tamit xale yi moom léegi nu leen neex lañ koy ñëw am sax ñu koy def ay zip jël crêpe unique def ko grand boubou bu ko defee zip bi mooy soie glacée bi mooy nekk ci suuf moom itam couleur yu bari lañ ci am motif yu bari moo nekk nii zone bi gis nga ko waaw gis nga ko filafil piqué moo nekk nii xam naa sama jëriñ bu baax jee gis nga ko moom da ciy ñëw ay obasanzo yu baax gis nga ko lii mooy filafil piqué xolol vert bi du ma ko tayal di dindi nga xool ko gis nga vert bi gis nga soxnaas lii faaw nga wutal ci sëñ bi gis nga ko ah mais Cheikh bi moom jongo mën a di. waaw gis nga de soxna Astu lii moom mooy til perlage waaw pour ñuy def daal ay ngénte moo xam ay takk cérémonie daal loo mën a xew la rek ak lu xew bi riis riis moom boo ñëwee da nga ci am couleur bu la neex da nga am li nga bëgg lépp waaw fii moom boo fi ñëwee rek da nga am li nga bëgg gis nga ko nii mooy til perlage. ah Cheikh ba tey daa mel ni pareegoo say paquet de. waaw gis nga de soxna Astu moom wax naa leen yéen laa fi nekkal yéen soxna yi lii may laal ni mooy Maylous coton en fleurette la maanaam coton la boo xam ne dafa am ay fleurette am na aussi ay unique am na fleurette ñi nga xam ne dañoo soxla tissu bu nooy bu coton yi ci tàngaay bi xam nga Mbuur dafa tàng boo ñëwee rek da nga ciy gis fii ay couleur yu baree bari ñu mën la ko daggal nga ñëw ko ni nga ko bëggee ñëw moo xam da ngay def grand boubou moo xam da ngay def robe moo xam da ngay def taille maam lu la neex rek boo ñëwee fii kër yaay da nga ci gis couleur bu la neex mooy coton fleurette waaw. couleur boo xalaat ci jeesneer rek couleur boo xalaat ci jeesneer ba tey vitrine bii ngay seen nii bokkul ak yeneen couleur yi nekk fere fee am na fa couleur yoo xam ne yow boo ko gisee moom xam naa ne il faut nga daggal ma doog a ñibbi. tuub booy dégg Mali rek boo ñëwee fii kër yaay da nga ko fi fekk bii mooy tuub super euro ku xam yaa yaakaar naa xamee ko ak tuub super euro gis nga ko macha allah couleur bu la ci neex rek gis nga soxna Astu ay gis nga ko bu la ci neex rek bu la ci neex ba tey ni wax cuub takk aussi bokkul ak ba tey cuub takk bokkul ak cuub euro yooyu moo la kii de gis nga bii pour ñuy def déwanke yi nga xam ne dañoo soxla grand boubou am na ci yoo xamante ni day ànd ak musóoram ànd ak séram gis nga ko waaw ku ñëw fii bëgg a ñëw ci ñun marché central ku ne xam na ko Mbour mooy marché bi gën a mag Mbour foofu la nekk boo ñëwee ci côté hôpital Tefes gi mooy fi naan arrêt ñax-ñaxal mi ngi ci suñu ginnaaw mais boo nee rek ci hôpital Tefes gi ñu nag hôpital bi wala nga jógee ne la Grand Mbour boo passé jumaa Thierno Mansour Baro rek foofu nga ñuy fekk waaw. numéro téléphone bi 77 la 566 88 72 am na it 76 680 24 60 680 24 60. mbokku téléspectateurs yi li ngeen di def lenn rek la da ngeen may ndànk ma daal di daagu ndànk ba tëngee daaj ci leen yeneen paquet ci roi du tissu parce que pareegu ma ci moom tamit. salaamaaleykum Moustapha ziar naa la. hello ziar. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. te yegsiwaat naa fii ci Rufisque Kër Yaay ci seen ay xeetu baax ba tey. waaw mooy commencé. bu la neexee ñu commencé fii nga xam ne mooy filafili ci yëre góor yi lépp loo xam ne si moom nga bëgg ci yëre góor waaw boo ñëwee fii ci Kër Yaay couleur boo ci bëgg wala qualité boo ci bëgg
wala quantité boo ci bëgg am na fii ci roi du tissu Kër Yaay. yi ngay gis yëpp ay jasneer la bu fekkente ni da ngaa bëgg jasneer fii ngay ñëw bu fekkente ni da ngaa bëgg mbassin bi nga xam ne si moom mujjee génn ci mbassin yi ñu koy wax kip kool moom fii ngay ñëw aussi coton 100% la te moom mujjee génn ci mbassin yi. lii may gis sa ginnaaw ban façon tissu la. waa tissu bii nag moo tudd bolokaar bolokaar moom yaakaar naa ñu bari sax xamaguñ ko moom. 17h33 minutes moom mooy doogee jot ñu demoon foofu la ca Mbour Astou Mbaye baax baax yi kooku di Kër Yaay. Kër Yaay le roi du tissu moom loolu la woote ca Mbour. benn xale bu jigéen jooyatul dara. doog faali Kër Yaay boo bëggee dégg dëgg. lépp luy fil à fil. fil à fil simple. fil à fil carolé fil à fil piqué. soie jasner cuub ci am na tabaxa yoko la koy jëlee moom qualité rek la woote chiffon xam nga crêpe lépp li nga xamante ne ni jigéen comme góor daf koy soxla ci tissu soo daagoon ndànk ba Kër Yaay le roi du tissu di nga ko fa fekk am qualité gis nga loolu doog a faale dama bëggoon sax ñu indiwaatal la ma Ramatulaay indiwaatal la ma wan la carrément yu baax yi yow moom lu baax ci réew mi yàlla ko mun a wan mënut a ñàkk loolu lu baax ci réew mi yàlla ko mun a wan fu mu ne ma jëli ko indil leen moom mi ngi nekk foofu la ca Mbour di Kër Yaay donc gis ngeen tissu yi di ci bokk ci boobu brodé la daal di ñëw noonu brodé Autriche dafay def brodé dafay def mbubu sañse yi nga xamante ne ni ñiy woote ngénte mariage xam nga cérémonie yu mënut a ñàkk yi daal boo fa daagoon ndànk ca Mbour di boo fa demee sa xol dina sedd chiffon de soie daf koy def tamit mais li ci gën a am solo dogo faali mooy fil à fil yi Kër Yaay di jaay. d'accord Kër Yaay mi ngi ci lépp li nga xamante ne fil à fil la. piqué carreau simple. bàyyiwul benn ba déggoo ma de am na sax fil à fil jasner paraît-il. ah oui yii yu baax la yor foofu def na gis nga ay brodé marigué ma ngi noonu mu teg. brodé marigué. brodé fil à fil padros yi. ah fil à fil padros dafa mel ni ñun yaa ko tuddee fil à fil mën nga ko tuddee ah Kër Yaay mën nga ko tuddee de ah. waaw Kër Yaay dafa mel ni yow la tuddee yëpp de gis nga ca marché central bu ma nga ca marché central bu Mbour képp ku nga xamante ne nii da nga bëgg lu baax dëkk Mbour bul jooyee te bul yóbbante Dakar bul stressé daagul ndànk ba Kër Yaay boo fa demee sa xol dina sedd trop parce que lépp li nga soxla ci tissu boo fa daagoo di nga ko fa fekk. waa Mbour jaratul ñu ñëw Dakar déedéet waa Mbour ñëwatuñu sax nag ñëwatuñu yóbbanteetuñu muy bépp tissu ak fu mu munti am déggoo ma ne la cuub yi sax Aminta Baxa Yoko moo koy yónnee macha allah soie yeeg lépp li nga xam ne tissu la bu góor comme jigéen di soxla jasner sax daf koy def daagul ba Kër Yaay le roi du tissu. lii du ay choix. li yow tam crêpe la. crêpe fël-fëlaale yi. crêpe fël-fëlaale fël-fëlaale ngo ngay dagg sa grand bu rek pëllal sa baat foofa toj. foofa toj musta am niki réew mi yow la ñu bëgg. bayoo noo ko xamee li baax ci réew mi yaa ko mën a wan. ah maa leen koy indil. li baax ci réew mi yaa ko mën a wan kooku mooy Kër Yaay donc Astou nga jox ko nga jox téléspectateur. numéro téléphone Kër Yaay mi ngi nekk 77 566 88 72. 77. 77 566 88 72. beneen numéro mën nga oote aussi ci 76 802 40. 24 76 excusez-moi 880. 24 60 76 880 24 60 ma nga nekk ci marché central Mbour ba mën naa ne ku woote sax Kër Yaay dana la livrer boo fa ñëwee ñu dalal la conseiller la ñu baax a fa nekk tam te borom boutique bi ku gën la macha allah ñi bëgg a def ni moom loo leen di wax ñi bëgg a def ni moom da ngay daal di def ni Kër Yaay nag wooteel ci numéro bu commercial yooyu ma jàllale ci suuf mën naa ne numéro yi kenn du ko bamtuwaat dañ leen koy wax ni rek wooteel leen gaaw parce que rang bi seere na ma daagu si ndànk ñëw ci yéen jël leen seen marchandise tegal leen ko ci plateau bu baax bi gars yi gis ko rang leen jaayal leen ko ni ngeen ko bëggee donc nag loolu yëpp ci rubrique bi nga xam ne moom moo di baax yi ci réew mi ci seen émission sama Sénégal takkusaan gu jot ñu di ci àndandoog sénégalais yi donc Astou Mbaye nag moom moo ñu koy présenté macha allah. waaw doog a faale lii daal laa wax woote leen gaaw. kontaan nañu numéro bi dinañ ko jàllale léegi mais rendez-vous kañ. vendredi incha allah. rendez-vous vendredi ma ñëwaat fi dajji la ñeneen paquet yu baax. parce que yeneen paquet waaw lii daal laa woote yow tam mu du xaaj bu jeex moo tax fu mu ne ma jëli ko teg ko ci table bi xale yéen nañuy seetaan maa la wax li yëngal li merci beaucoup Astou Mbaye ñu ngi koy gërëm ci àndandoo bi ak téléspectateurs yi ci loolu nga xam ne moom moo di baax yi ci réew mi donc Astou ñu bàyyi la ba vendredi waaw doog a faali donc may tàggu nag mbokk téléspectateurs yi safoo ITV ak E-Media di leen seetaan di leen wax ne man yéen laa bëgg moo tax ci yéen laay yow la ñu bëgg de ñu la ñu bëgg kon mbir mi ay bëggante la di leen jox rendez-vous vendredi incha allah bu neexee yàlla incha allah merci beaucoup ñu dem régie seetaan benn vidéo dalal suñu invité ñu fàttali leen waxoon nañu leen moom moo di Bamba Fall maire bu Médina nag tey la ñu dalal kon tey Sénégal seen doom mi ngi ñëw léegi àndandoo ak yéen ci plateau sama Sénégal.
39 minutes moom mooy doge jot li mu wax noonu nag dëgg la Médina boo fa demee sa mag sa rakk sa mag la sa rakk la sa papa la sa yaay la noonu la ñuy anandoowee di booloo ci seen biir tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom moo leen jiite di maire bu Médina di Bamba Fall dañu koy nuyu di ko bàyyi mu nuyonteeg askanu Médina bàyyi ko mu nuyonteeg askanu Sénégal ak àddina ndaxte am na cër wu rëy fii nga xamante ni moom moo di ci réewum Sénégal salaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax di am mbégte tey nag ñëw fii ci télé bi ak rajo bi. ndeysaan. wante nag di wax ni li ma fi gis tey nag su ma waxee dëgg rek mooy ëpp na sama njort daal. macha allah ndax xaw moo ni mbir mi toll na nii. ndeysaan donc ñi nga xam ne ñoom ñoo ko initié. ngeen permettre ma rek ma encouragé leen. très bien félicité leen ndaxte réew mi. doom yu mel noonu la soxla. ñi am loxo di mayaate loxo. parce que bu lenn rek taxawee ñi bari duñu mën a dem. mais yu mel nii bu yaatoo ci réew mi na tax xale yi jàngi woon ñëpp am fu ñu dugg. moo tax biñ koy doog a sos sax amoon naa tiitaange. mais bi ma duggee tey xel dal na ndax li ma fi gis rek ci agent. te xam naa ne am na ñu wàcc. surtout loolu bu ku amoon doole ku ne bu defoon noonu rek réew mi dox. moo tax nga permettre ma félicité leen. muy ñoom Mamadou Alassane. DJ Boubs ak ñi ci ànd ñëpp. ma gërëm leen sant leen Antoine nag moom dama koy nuyu na sama xarit. Antoine moom sa Antoine la. loolu moom yàlla def na ko alors tey encouragé nga ñoo xamante ni ay jeunes lañu yow tamit nga nekk maire boo xamante ni jeune nga diriger quartier bu mag a mag bu toll nii Médina tey ñu gën la ràññee ci maire yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal liggéey bi exactement naka nga ko liggéey ba loolu tey suñu borom yàlla def ko ci yow daraja boobu. Médina nag du loo xam ne day rek xëy rek ëmb wasin déedéet Médina yenn cër yi boo ko fi bëggee am da nga koy jaamu ba toll ci du lu ñu for tamit boo gisee ma gëm sama bopp parce que du lu ñu for parce que dañ lu ñu nekk taalibeem la ba xëy doon sëriñam la ndax man bi may ànd ak mag ñi 14 ans la am ñu dugal ma parti socialiste ma am 14 ans donc tey boo demee PS ca ña fa des ñi ma fi jiitu mat ñu juróom même tànnoon sax maa ko fa njëkk. ah oui ñoom Aminata Mbengue ñi maa ngi fa njëkk parce que PS ma fay dugg man 86 laa dugg PS ba nga nii. oh 86. donc yaakaar naa plus de 30 ans def naa ko ci parti bi. ba pare ci politique tamit. ma jaar ci instance yëpp nekk responsable jeune socialiste yu Médina yi. nekk responsable département Dakar dem ba nekk secrétaire politique gu Dakar membre bureau politique du parti socialiste. d'accord bu dee mairie tamit bu Dakar. 2009 bi Khalifa Sall nekkee maire ba léegi. je suis adjoint au maire def naa 10 ans d' adjoint au maire. 11 ans d' adjoint au maire tey je suis le premier adjoint au maire de Dakar. parce que bëgguma nekk maire Dakar bi ñuy xëccoo pour remplacer Khalifa bëgguma ko nekk. d'accord bu dee mairie Médina. nekk naa conseil municipal le plus jeune conseil municipal du Sénégal en 96 j'avais 24 ans. j'étais le plus jeune conseil municipal du Sénégal. nekk secrétaire élu. parce que PV bi fal Ahmed Diène maa ko bind. d'accord en 96. en 96 pare ci nekk adjoint au maire chargé de l' administration et des finances soog a nekkaat maire. donc échelon yëpp gravir naa ko. donc tey je suis membre n'est-ce pas du bureau de l'AMS. donc état bu décentralisation yi fii la ma fekk. moo tax am na ci lu bari du ma mën a wax xaw ma ko donc moo tax Médina tamit. soxla woon na façon yooyu moo tax ñun bu ñu doyee suñu waar waaw mais nag ñu bañ a def ni ñu mag ñi rek. man dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ni boo liggéeyee. da ngay may xale yi loxo ëllëg ñu war laa remplacer bala muy sooxe. mais bokk ma ci ñi mooy ci mandat non. foo def benn ñaar mandat wala foo vieillir da ngay seet leneen fexe nga jàngal ñeneen ñu assurer relève bi. donc ci tànk yooyu laa nekk. fas yéene tàggat xale yi pour ñu remplacer ma seeti leneen. très bien ngir ñu remplacer la nga seeti leneen c'est vrai que politique maîtriser nga ko parce que bi nga ci nekk li nga ko waxee tout à l'heure yàgg na ak léegi nga def ci fanweeri at ak lu teg donc avant passion bi. bitim réew la woon nga nekkoon Italie ñëw avant lan moo nekkoon passion bi avant politique. non bitim réew bi après la. parce que bi may def immigration je pense que boobu fekk na maa ngi parti socialiste ba pare. fekk na boobu sax maa ngi nekk conseil municipal ba pare. waay waaw dama nekk conseil municipal mais comme que fi ma doon liggéeyee. d'accord foofu yàlla mayoon na ma chaque 3 mois ma ñëw. te xam nga liggéeyu politique du looy xëy di ko yénal comme ni ngeen di xëy nii. politique du liggéey daal. activité la rek du liggéey. d'accord donc man daan naa dem daan sama doole ba mairie bi soxla ma conseil municipal ma ñëw dem def mais nag loolu la daan naa def chaque 3 mois 4 mois ma ñëw loolu moo tax ma bàyyi woon ci sama tànk ba bi ma dellu see définitivement. du ma mën a jaaxle du ma mën a réer. dépaysé wu ma. c'est-à-dire bëggoon naa am sama indépendance financière ba lu ma bëgg wax ko.
d'accord te am na noo xam ne su ma ko toogee woon fii ñi lay may loxo lañ lay imposer laa mënul nangu parce que fii dëkk bi li fi métti mooy koo yaakaar rek bu xam ne ci moom nga yaakaar ay waam ngay bëgg a wéyee day mel ni li nga gëm sax dootul nangu nga wax ko ci mbooloo daa bëgg fi mu xool loolu la fa par force mënoo ko mu seet ku ko bëgg a xool mu teg la ci sa kaw te comme man nag bon Thomas Sankara mooy sama idole ci politique donc am na lu ma dul mën a nangu moo tax ba ma demee nag ba am li ma bëggoon ba am samay kër yi bopp am samay koomu bopp ba xam ne nit su waxee su ma ci àndoo sañ naa ko ne defuma ko ndax Lamine Gueye dafa nii waaw mu ngi amee sens fi nga sañee wax déet c'est vrai le oui n'a de sens que quand celui qui dit a l'opportunité de dire non d'accord moo tax tey nag dara kenn mootuma def loolu ma bëggul boo gisee am sañ-sañ bu kii jaaree ñu man ko jaaruma noonu même xalifa bi may àndal bu ne nañ jàppale Idrissa man ko defuma ko nii laay def parce que toll naa foo xam ni du ma toppi nit ndax dara valeur rek laa koy toppee mais loolu bis boo ko amee assise boobu loolu laay gëmloo booy yi kay wax la politique bu ci nekk nangu nit mu def loolu lu ko neex mel ni marchandise am nga na ngeen gëm seen bopp kooku yàlla gis nga yàlla kuy dem doo yóbbaale dara ndaxte moom li mu doon judduwaale wu ko te ndombo tànk ñu am ñi ñu jiite dàq ñu leen a jàng gënuñu leen judd da nga foog ñu respecté leen donc ñun ñi nag boo bëggee nekk ak ñoom dafa am lu dépassé man su ma gisee autorité bu ndaw wut ay garde corps yi dul jeex ak ñiy téye saaga ñiy daw ubbi bunt reetaan da lay jàpp loolu daf ñu jaaxal ci yow non reetaan da lay loolu daf ñu jaaxal ci yow c'est vrai nit ñi ñoo bëggatul loolu nit ñi ñoo bëgg parce que xam nga lu tax amul sens yow boo soxlaa seen i carte askan wi yaa ngi dem di lekk seen kër di naxanteeg ñoom di tàppal di photo ba ñu yaakaar ci yow nga am carte bi rek fas sa kanam tëj sa bunt yëpp loolu moo tax fi toll nii politiciens yu bari tey bu njëkk ba boo gisee tey xale yi léegi nangootuñu dee ndax politicien parce que ñi fi dee woon jamonoy Ablaye Wade ndax dëkk bi changé ñoom Mamadou Diop ak ñeneen mais tey la ñu xeexoon ba dee ca tey ku leen yeewoon seen bàmmeel ni lu ko yées a ngi am ci dëkk bi ñu gën a deewaat fa ñu tëdd ça c'est vrai tey ku delluwaatoo ñu leen ñu ngi tere marché ba léegi ku delluwaatoo leen waxi 3e mandat Wade bi ñu ngi koy waxtaane Sénégal ba léegi 2e dee la ñuy deewaat moo tax xale yi dañuy dem ba dootuñu gëm politicien ci yenn yi d'accord yow bokk nga ci ñi nga xamante ne ñëw nga pour changer système bi système politique bi nga xam ne moom moo am Sénégal parti socialiste jamono ji jaxasoo na coow li bari na te nga bokk ci ñi nga xamante ne tey ñu gën a yàgg ci biir parti socialiste tey lan nga mën a wax sénégalais yi ci jaxasoo gi mu jaxasoo ba ñiy jaar gauche ñiy jaar droite. man je pense que awma lenn lu ma rëkk ci li ma def yëpp man tëj nañ ma fi kaso ni ma parce que jour bi ñuy def référendum bi tànnoon wootee dama ko saaga sànni lu ko xeer jël ay xale yooyu yëpp sax du woon dëgg man position bi ma amoon dama ko nëbbul woon xam nga li bon mooy bu mbooloo taxawee leader yi taxaw ngay wax leen neex bu ñu génnee nga leen di jëw man damaa gëmul loolu leader boobu day dee da ngay dee te ñëppay layoo leader boobu nit kese la man nga dañoo wax ni fii lañ jëm ànd koog Macky Sall man leen man gëmuma loolu parti boo ko créé pour conquérir un pouvoir la mais Sénégal ngay gis un socialiste derrière un libéral nga gis un communiste derrière un libéral tu te demandes est-ce que doctrine politique amati na fi tey communiste yi yaa ngi gis communiste yi ñoom Mahmoud Saleh ñu ngi ci gannaaw libéral bi Macky Sall nga gis socialiste ci gannaaw Macky Sall libéral mais est-ce que doctrine amati na xàmmeetoo politique da ngay am ligne ñi opté woon pour le libéralisme opté loolu ñi opté pour le socialisme opté loolu ñeneen ñi opté leneen mais tey dafa mel ni tey sama intérêt fi mu nekk amatuma ngëm-ngëm mais fi sama intérêt nekk pour ma survivre rek laa nekk loolu nag man dama koo gëm moo tax ma ni la wutal sa bopp lu dul politique ba dëgg la parce que li tax man ma sañoo sama wax d'accord yaakaaruma maire yi parce que man mosuma jël salaire u maire sama salaire u maire imaam yi laa ko may chaque année ñoo koy séddoo dawaluma oto mairie sama oto laay dawal te mosuma am mission ba jël billet avion mairie bi sama xaalis laay daggee sama billet moo tax am maire ak ñàkk a mairie la may dundee laa doon dundee fi mu toll su ma jógee fii ci chantier laa jëm ci mbedd ma laay toog léegi yéey sama gerte naan sama taaya kenn du ànd ak man ku dul sama chauffeur ameloo kenn dara ngente nga dem loolu lañ nit di bëggee nit fi ñu toll nii mais loo ëppale nit rek wan ko moo baaxul te boo ko soxlaa jàmm ko tey politiciens yi bu élection jegee simbu xale sax boo demee ñu poudre lu gaynde gi toog c'est vrai bu paree nga koy bëgg a jaay dara ji mais ki la fal loo koy jaayee ci dara ji tey loolu li ma laaj sànq ci parti socialiste tey li koy wane mooy parti socialiste dafa dem ba amatul ambition ñun loolu lañ doon bañ tey na Macky Sall falu bu Macky bëggaatee ñu falaat ko kon lu taxoon nga créé parti kon nga jël sa parti nga seeyal ko ci Macky benn yoon ndax gis nañ ko jamonoy Lamine Gueye comment nga ak Senghor BDS bi ñu koy formé SFIO ñëw BDS ñëw
ñu créé comment nga UPS après parti socialiste ñëw mais bu ñu demee ba Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng ndim si yàlla si bu ñu demee ba seen parti léegi dootuñu am candidat wu dara même pour candidat élection locale dañuy jiital benn APR taf ci benn PS wala AFP dañoo bëgg pour jàppale Macky Sall wala. non parti moom non Macky Sall deuxième tour boobu ñoo ko digoon mën na nekk mais terewul ni boo ca paree nga tàggataat sa parti am une ambition mais man je ne peux pas militer dans un parti boo xam ne éternel second la ñu doon dama bëgg parti bi ma nekk ñuy waxtaan bis bu ñu jëlee réew mi mais bis bu diw jëlee réew mi boole ci waxtaan boobu man neexuma moo tax man li ma gëm ba Khalifa fippoo ne bëgg na yor réew mi ma ne kon socialiste bu bëgg a yor réew mi nangu naa ànd ak yow mais socialiste boo xam ne da nga may yóbbu ci ko yor réew mi balaa caa ma dem directement ci ko yor réew mi sa diggante ak Macky Sall aussi foofu tamit ci point boobu la ñuy des ki yore réew mi des fois ñu dégg ni neex na des fois ñu dégg ni naqari na lan la exactement non Macky Sall la gëmuma li mu gëm parce que dafa am lu mu gëm ci parti ma am lu ma gëm ci parti man socialiste bu nekk président lay wër d'accord kon gëmuma libéralement leneen lu nekk ci parti man nëbbuma li may wax mais entre personne amuñu problème tëj na ma kaso ndax nee na tan partenaire am laa yuuxu nangam mais jàppuma rancune boobu pour man lu bokk ci sama histoire la lu bokk ci sama destin la ba ma ca génnee laa ko fàtte ndax gisewaat nañu kafre mag sama mag la et puis jabar ji tamit ku baax la ci man mais bu taxawee tamit ci loo xam ne gëmuma ko lay wax ndax séentuwuma ci moom dara xam nga dama noppalu li mu yor soxlawuma ci dara moo tax ma noppalu man kenn du ma nommé dañ may fal parce que doo ma nommé conseil des ministres bi ñoom semaine prochaine mën nga ma wàccee moo tax chaque veille conseil des ministres ñi xëppoo saafara di wér du ma ci bokk ndax li muy nommé soxlawu ma ci dara man li ñu may fal dañ ma koy fal muy mandat ma xam ni moom joxuma ko population bi ma ko jox. d'accord kon yow ban socialiste nga gis ni tey moom moo war a nekk sa président yow. socialiste bi nga xam ne li Senghor gëmoon la gëm. c'est-à-dire lépp nañ ko delloowaat réew mi. tey su ma gisee feebar bii dugg. ma gis ñi nga xam ne réew mi tax ñu doon milliardaire téye seen poche damay am lu ma naqari loolu. ndeysaan tey damay am lu ma naqari loolu. am na ñoo xam ne ñu ngi collecté. ñii ay joxe 30 millions ñii 40 millions comme ni Sadio Mané moom xaalisam. mais am na ñoo xam ne seen xaalis ci réew mii la jugee. li ñu am tey réew mi tax ñu am ko kon bu réew mi soxlaa war nañ ko delloo. te juguñu wane seen bopp jàppale réew mi. faalewuñu sax waa réew mi. yëngaluñu sax seen bopp. mais na xam ne feebar bi ndegam woykat yi footballeur yi la bàyyiwul. bu leen ci ne yàlla na leen yóbbu te la leen di yóbbu de bu ñu yóbbu def ci lu baax. ndeysaan nga tigi kon yow ban socialiste nga gis yow en tant que monsieur le maire en tant que. non ci nit wala ci lan. non c'est-à-dire koo xamante ni yaa nga partagé ak moom ci biir. actuellement man ci Khalifa Sall. nga basé laa bokk. d'accord mais nag man du ma gëm nit ay valeur am laay gëm. d'accord gis nga man gëmuma Khalifa Sall lim ma won laa gëm. man du ma gëm nit. man du ma jébbalu ci nit. très bien nit ki li muy incarné gëm ko laa gëm. d'accord man je ne suis pas un khalifiste je suis un socialiste derrière Khalifa Sall. je suis un socialiste tout court. mais derrière Khalifa Sall pour son projet politique. li ma yaakaaroon ci moom su ma ko gisatul ci moom fa laa koy teg seet ko ko incarné ma ànd ak moom. très bien donc ci loolu lu laa bëgg nga wax ma ci tuuti nga leeral ma Khalifa du nekk na lu yàgg ci kaso bi tey génn seen diggante am na noo mu meloon mais tey après bi mu génnee gisuñu c'est-à-dire li Bamba Fall daan woote ci digganteem ak Khalifa Sall wala li Khalifa Sall daan woote ci digganteem ak Bamba Fall lan la exactement ngir sénégalais xam ko. maanaam dama comprendre sa question. lan nga doon séntu pour Khalifa bu génnee. par exemple ni ngeen meloon yéen ñaar ci politique tey dégguñu c'est-à-dire coow li ci côté Khalifa Sall mu jëm ci yow wala coow li ci sa côté mu jëm ci Khalifa Sall. sëñ bi nag man du ma bëgg néegu kenn de. man du ma bëgg déegu kenn. d'accord pour mu leer. man dama gëm sama bopp li may fal Khalifa du tax ñu fal ma. Macky Sall du tax ñu fal ma la ma liggéey ci Médina laa yaakaaruma nit. lambari googu aw ma jotam. dafa am charge yu ñu ma jox am ñu yaakaar ci man ma yor seen i lettre war a xool samay portefeuille war a dem dëj yi war a dem ngénte yi war a xool bâtiment yi daanu war a xool ñi feebar ñi ci hôpital yi. kon aw ma temps di wër nit nga naan yàlla diw ndax diw sax suñu ñi nga xamee ne jege naa ko dinañ ma fal fi ma dëkk non. Khalifa Sall aw ma yaakaar li may fal Médina. mu leer moo ko ci antenne. yaakaaruma ci Khalifa yaakaaruma ci gannaaw yàlla waa Médina kese laa ko ci yaakaar. très bien kon man du ma topp gannaaw kenn. gannaaw waa Médina Khalifa gisuma ko. d'accord dégg naa mu ngi Dakar mais gisuma ko pour wax dëgg xam nga li gën a bon mooy tim télé yi fenn man gisuma Khalifa Sall. dégg naa li mu ngi Dakar temps yi mais gisuma ko mais nag waruma fi ñu toll nii. mais jotewuñ dara nag. bu lu taxawee dañ taxaw liggéey ko. mais li ma doy mën xëy suba teel. foo jëm tey ma gunge la aw ma temps gunge kenn dama am lu ma doy sëkk sama kër gi. tolluwaayam ci politique jamono ji noo ko gisee. war na gën a góorgóorlu parce que gëmuma li muy def fan yii.
askan wi bu amee problème da nga ciy wax bu dund gi yokkoo da nga ciy wax bu feebar yi taxawee da nga ciy wax ndax am na ñoo xam ne xëy na sa kàddu la ñuy xaar mais nopp gi ëpp baaxul ci politique ànduma ci noppeem gi. d'accord li mu wax ni c'est important. waaw li ma bëggoon wax mooy. maa leen nuyu d'abord monsieur le maire. fàtte nañ loolu maa leen nuyu bu baax di la siyaar parce que man li ma dégg ci ay wax maanaam instant bi nee nga socialiste nga bëgg mu nekk président maanaam. ci sama dégg-dégg. te boo xoolee instant bi kenn moo fi nekk muy Khalifa Sall. te yaakaar naa ni ma dégg nga waxee nii yaa Khalifa Sall xam naa neexoo leen. non du tout jotewuñ dara. non waaw parce que non du tout c'est-à-dire yéen li ngeen yaakaar mooy man fonctionné wu ma ci agenda wu nit. man programme lay fonctionner. bu campagne jotee kooku luy laaj chaque jour ngeen di ànd la. Sénégal lan lañuy Sénégal lu ñu comprendre dafa am koo xam ni bu wooree jarul may ndox ndax dafa woor du naan. jamono ji wax ju bari ji gunge ju bari ji moo ko jarul. xam nga jamono ji lu mu laaj. man maire laa. élection locale laa jëm sama bilan lañ may falaatee ki musul falu. mën naa def ay promesse bis boo ma falee ma def lii. mais ki xas ba falu waratul def promesse bilan la war a wane. man aw ma temps wu lambar mais jotewu naa ak moom dara. suba bu taxawaloon leen maa ci jiitu mais actuellement dama gisul lu tax ma ciy dem. kon instant yi kon mën nañu social parti socialiste amuñu kenn ko xamante ne maa wóolu nañu ko pour mu nekk président de la République du Sénégal. non loolu waxuma ko ba tey. xam nga élection présidentielle. bis bu ñu jàppee date bi. ci ngay xam yan candidat mooy am. ndax ma fàttali na. ñeenti at ci gannaaw xamuñu woon ku tudd Ousmane Sonko. tey mu ngi occupé place bu baax. ci ñetti place yi gën a mag ci Sénégal. c'est vrai bu ñu demee élection bii ñëw ku la wax bu desee ñaari weer doo am beneen Ousmane Sonko bu bees bu génn. kon da nga pare pour nekk candidat en 2020. non man newuma candidat présidentiel. mais li ma la mën a wax mooy. Bamba Fall de bu fallu woon bu ñu ñëwoon taxaw ni damay posé candidat pour nekk président. parce que borom njëriñ dinaa ko voté dina am lu ñu wax. c'est-à-dire man nekkuma candidat présidentiel c'est-à-dire dama am fit. nekkuma candidat présidentiel. d'accord mais dama la bëgg a wax ni. ñii xëccoo. ku yeewu suba yàllaa ko xam. am na wax joo xam ne jarul bëril parce que bis bu ne ku amoon ndombo tànk ñu suul ko ak ndombo tànk yu mu yoraale woon. wallaahi et det boo jàppagul élection ku xam ku koy fekkee feebar bi ku xam ku mu fi bàyyi. moo tax am na ci loo xam ne jarul wax ju bari. wallaahi xam nga kañ laay gëm ñan ñooy candidat bis bu ñu déposé ba ñu seen candidature baax na. élection bii ñëw Ousmane Sonko bu leen fàtte ni bitim réew yëpp moo ko raafale ay régions. c'est vrai n'est-ce pas te mu jël 3e ci élection yi. jàpp leen tamit ne Macky Sall à moins de 2 ans des élections présidentielles la jot ak libéraux yi gedd dugg ci réew mi dem ñëwaat nekk président de la république te ku li sa xaaroon doo gis ni mën naa raw Tanor raw Moustapha Niasse raw Idrissa Seck moo tax ma ne politique bi bu teel a ngooy ci kenn waaye ba mu leer ba yàlla leer candidat pour participer pourquoi amoon posé candidat non gëmuma ko fi ñu toll nii man du ma nax sama bopp yeggaguma fu ma koy defee. yeggaguma fu waaw gëmuma ko fi ñu toll nii nag yeggaguma fu ma koy defee. bis bu ñoroon kenn du ma ko wax mais ñorul. d'accord damay wax tey baat bi may wax ci kanam tuuti dinañ wax ci actualité aussi dinañ àndandoo ak benn journaliste ci rédaction bu E-Média baat bi may wax waa Médina ñoo ko wax di la ci sant di la ci gërëm ci ni nga jàppee ci seen dundin ni nga leen di jàppale ni nga leen di suturaalee ni nga leen di accompagner ku xew la dëkk nga dem ku xew la ngénte nga dem lépp loo xamante ni problème la biir Médina nga di fa taxaw di leen ci jàppale di leen ci soutenir boo gisee doomu Médina di la féliciter di la encourager naka nga gisee wax jooju. non du may bëgg parce que bi may ñëw di xëccoo mairie sama liggéey laa bàyyi Europe parce que multinique international laa jógee. ñu may fay lu bari jox ma logement ko toog bi ma demee ba sama xel dal ci laa amaat ambition ñëw pour defar dëkk bi école ya ma jàngi woon ma defar ko mbedd ya ma daan jaar. ma defaraat ko loolu moo ma bàyyi ci mairie nii du am boo ci am mairie amoo loo ci am suñu mairie yi. amul dara état bi fonds de dotation 40 millions la lay jox fonds de concours mooy li defar dëkk bi 15 millions la ci jox lépp yaa koy wuti ay relation la kon ku yaakaar am alal du ci mairie nga koy amee mairie yu da ngay bëgg sa dëkk rek bëgg koo liggéey bu dee. li ngay wax dëgg la ci yow bëgg ko liggéey moo tax mu la ciy bàyyi mais man li ma ci kontaan tey mooy gis nga Médina saa yu ma ko soxlaa sama xel dal na ci mën naa cee bañ a soxlaa parce que Médina soxlawul ma ci campagne parce que li ma bëggoon am naa ko école ya ma jànge woon tey dootoo dox ci kaw suuf ci kaw ay pavé ngay jaar ardoise école yooyu tey dama ko dajji def ko terrasse te école yi maa ngi tabax ñaari école yu bees Gibraltar mais yooyu yëpp amatul ay ardoise ak yooyu boo demee ay alu ngay fekk comme école français nga koy fekk ay alu nga fay fekk ay porte aluminium li école yëpp France am léegi tey boo ñëwee biir Médina tey boo daan dem terrain Jaraaf 6 heures dootu fa dugg agresseurs yi mais tey yaatal naa mbedd yi ma fekk agresseurs yi fa ñu toogoon dem waxtaan ak ñoom
ma laaj leen ndax su ma leen jëlee ci mairie bi ñu liggéey dinañu bàyyi li ñu def ñu ni ma waaw ma jël seen photocopie carte d'identité ci laay doog a xam ne sax tur yi ma doon xam ci ñoom tudd ñu noonu bi ñu demee ba ma jot carte d'identité ah monsieur le maire piégé nga ñu de léegi am nga sunu carte d'identité xam nga nu ñu tudd léegi mais tey boo bëggee dégg-dëgg tey maçon yi ngay gis ñooy tabax école yi mooy ñooñu tey ñoom laa dugaloon ñu dem jàngiwaat métier doon maçon ma yóbbu leen usine pavage bi jël 300 jeunes ci Médina kër gu nekk presque benn dem yóbbu leen ñu jàng nan la ñuy defee parce que man mi su leen ubbi journal ba gis appel d'offre ma def ko pour société ñoo liggéey Médina déedéet man régie des travaux publics laa créé ni alalu Médina na ko waa Médina lekk ni ñu ko jëriñoo doomu Médina yi laa jël ñi def électricité ñi def plomberie ñi def maçon ma jël jeune fille yi dindi complexe ci ñoom le matin dañuy dem usine pavage 7 heures le matin am na presque 100 jeunes filles ak 100 garçons wooy bu ñu yeggee ñoom ñooy nekk ci usine bi ñooy mélanger ciment bi ak béton bi n'est-ce pas man béton ciment laay jënd ak yooyu ñoom ñooy koy moole dugal defar pavé bi mu fanaan bu xëyee la lendemain ñoom ñoo koy démoulé jigéen ñi ñoo koy démoulé góor ñi gàddu ko indi ci mbedd mi tracé terrain bi stabiliser ko jël maintenant ci loxo ba pare teg pavé yi kon boo demee rue 6 loolu nga fay gis nga dem Blaise Diagne loolu nga fay gis nga dem rue 22 loolu nga fay gis nga dem rue 11 loolu nga fay gis artères yu mag yu mag yu Médina yëpp benn entreprise liggéey ko ay doomu Médina ko liggéey nga jël fleuriste Médina yi bu xëyee ñooy arrosé ak mag ñi néew doole ñu liggéey bi amatuñu doole ñoom laa jox arrosoir bu ñu xëyee di ko arrosé jigéen ñi amatuñu doole mais man bugguma kuy ñaan damay toog ba chaque ubbi sama portefeuille gis benn man tur bi xàmmee naa ko bi mooy 3e fois mu may demandé secours woo leen ma ko maa ko mais soxna si yow damay gis souvent damay bind demande secours mu ne ma waaw veuve laa woo dama néew doole man ko mais ñaataan nga am amagoo 60 ans ma déedéet maa ko jox ma sa carte d'identité ma daal di koy jël léegi ñooñu boo xëyee 11 jàkk Médina yu mag yi chaque matin jigéen ñooñu ñoo koy nettoyer morgue bi femmes yooyu amuñu doole léegi dama bëggoon ñu bàyyi ñaan mu jox leen liggéey léegi bu ñu xëyee ay groupe lañu ñii jëm jàkk yi ñii jëm jàkk yi ñii jëm ci morgue yële léegi yeneen jeunes filles yi wër ci école yi nettoyer ko bu ñu wàccee donc moo tax Médina boo xoolee lañ ci créé ci emploi dafa bari donc man li may gën a daw parce que mën na nekk ne yeneen maire yi maire bu ci bàyyiwul loo am def ko appel d'offre entreprise bi gagné ko que dëkk beneen commune gagné ko ñoo liggéeyal la sa dëkk doo sori population bi man du ma liggéey ak benn entreprise très bien man sama waa gox laa formé li ma soxla muy maçonnerie ba ci peinture ba ci lépp ñoom ñoo koy def sama waa gox tamit samay jigéenu gox ñoo may defal samay jàkk ba pare imaam yi ma woo leen imaamu jumaa yi ma woo leen ni leen am na lu imaam mënul a lekk mooy riba ak jouer mi léegi imaam yi continuer leen ngeen yor daara ji ci jàkka yi chaque weer ma daggal leen salaire jël bàjjenu gox yi ñeen pour sensibilisation bi Médina moo njëkk a fay bàjjenu gox salaire ci Sénégal bàjjenu gox Médina yëpp am salaire imaam yëpp am salaire ak délégué de quartier yi ay mag lañu waruñu représenter dëkk bi nekk notable yi ba pare di tàllal loxo est-ce que quartier bu toll nii Médina neex naa yor ci boo simple nag ci boo simple boo leen jaayul daraja parce que Médina doomam dafa rëy bëggul ku ko jaay daraja loo mën ci am boo ko jaayee daraja faalewu leen li la koy woon mooy élection bu nekk ñu boole ma 6 ministres ak woykat bu mag ak directeur impôt keneen te du ñu am genn wàll la ma am su ma amee 9000 voix 4000 duñ ko am te ñoom ñëpp boo leen boolee parce que Médina gëmul nga jaay ko daraja Médina li mu gëm parce que man su ma xëyee damay sol sama tenue ànd ak ñoom liggéey man damay takk bi may ñëw léegi laa siré sama dàll yi ci biir oto bi damay ànd ak ñoom ci jël chantier yi laa jëm ànd ak ñoom liggéey ndax loolu laa gëm parce que ñoom boo gisee ñuy liggéey ba 20 heures parce que man tant que maa ngi ci groupe gi duñu nangoo wàcc dañuy jaay ngóor a moo tax léegi dañuy indi añ bi foofu sama añ dañu ko fi indi ñu añandoo ko donc loolu mooy Médina sa diggante ñi nga doon bokk di jonganteel mairie bi ñoom Seydou Gueye ak ñoom Youssou Ndour ak après élection yi parce que temps campagne yi coow yu bari na trop maam dañ la doon sosatoo ci gàttal mais ba élection yi jàllee seen relation yéen ñi nan la mel appelé xam nga Médina mooy ban population daf mel ni Yékini buy bëreeg Yawou Dial Yawou Dial dañu fi far parce que dinaan dafa néew doole kii daf ko nar a jaay doole Médina façon boobu la bi ñee dajalee seeni millions di séddale xaalis kese la ñuy junni comme que loolu la ñii mosuñu leen a gis bu dul woon lii kon duñu mës a wàcc sur le terrain mais man leen seen wërsëg la parce que si fii loo fi jënd fay impôt carte téléphone bi am na impôt kër gi ngay jënd am na TVA loolu nga lekk ci restaurant yi ñooy am na TVA kon say impôt bàyyi boo leen dajalee ñu bëgg la koo géréwaatee man ne seen impôt bàyyi ak seen impôt la parce que tey carte crédit bi moom la ñu jënd sax dagg nañ ci impôt bu ñu la koy géree lekk ko nag sa xaalis nag nga jëlaat moo tax boog élection ba jeexee man je ne suis pas rancunier
Youssou Ndour bokkoon na ci ñële mais dama koo gagné def ko maire honoraire xam nga ku bon du def loolu. c'est vrai dama ko gagné ne ko nag am nga cër ci Médina nag kaay ma def la maire honoraire. Seydou Gueye ak ñoom Cheikh Ba amuñu problème. non Seydou moom xam na ni sama mag la daal comment nga mais Médina moom kan ma wax la Serigne Touba laa lay waatal maay bëgg a bàyyi rek bàyyi mais lii moom gëm naa ko moom maay bëgg a ba baax mais ñii moom doy ñu ma galax ni ko moo tax Serigne Touba ñii moom man campagne bi moo ko def ñii doy ñu ma galax parce que lan la nit ki da ngay ñeme li ngay wax tey Médina mat na 200 rues tali yëpp teg nañ ci goudron bu bees ñetti tali ma dese Médina kon ñëpp am na lampe léegi réseau électrique bi changé nañu lépp Médina école yi nga xam ne moo ne ci gannaaw ànd naa coopération chinoise defar école yu bees malgré que petite enfance mairie yoru ko mais créé naa village des tout-petits kër Maam da baax 500 xale di fa jàng te duñu fay inscription kese la ñuy joxe buñ ko joxee ñu leen jox blouse jox leen li ñuy lekk ak lépp ba pare fay enseignants yi ngoon si am na ñaari village bi am na bu nekk Gibraltar kër Biram Saa som si daara yi ci mbedd mi xale yi ci ngelaw li laa arrêté ni sëriñu daara yi indi leen xale yi ci biir kii bi ma leen di fay salaire xale yi ba ñu nekkati ci mbedd mi mais xale bu fa nekk papa ak yaayam am na foo ko dimbalee mu ñëw fii am na lu mat 500 fii am na lu mat 300 xale fay ñu le matin ñu ngi préscolaire l'après-midi ñu ngi daara je pense que bilan yooyu boo ko ba pare sur le plan emploi li nga ci mën def nga ko teral nga imaam yi teral bàjjen nga xëy teral notable yi donc loolu la nit mun d'abord bu dee yàlla mu yàlla nag attention def loolu lépp tamit taxul nga falu day neex yàlla ça c'est vrai parce que nag day neex yàlla parce que bu dee mbooloo kese ak bilan ku ma waxoon Ablaye Wade Macky Sall dina ko duma ma nga di ko doo ko gëm c'est vrai soo ma ne woon Tanor ak Moustapha Niasse Idrissa mais Macky Sall ma nekk ko bii doog a génn moo tax yàlla daal mooy yàlla moo yor ay programme am di programmé donc di leen fàttali tey ñu ngi fi dalal ki nga xam ne moom moo di Bamba Fall di maire bu Médina donc mënuñu la invité fii ba nga dem te duñu waxtaan ci actualité tey nag dañuy àndandoo ak kenn ci journaliste yi nga xam ne ñu ngi ci rédaction bu E-Média donc mu ñëw Babacar Fall nga ñëw jox ñu actualité yi nga xamante ni ñëwal mu ñëw jox ñu actualité yi nga xamante ni am nañu ko ci suñu site internet jëmale ko ci Bamba Fall yi nga xam ne moom moo di maire bu Médina parce que bu ñuy waxtaan ci politique Bamba Fall moom mooy politique. Babacar salaamaaleykum. maire ba di nga aaraay monsieur le maire da nga naan dama ko bëgg lool sax. barki borom ñëwee man monsieur le maire dama ko faa parce que dafa naturel. waaw doon naa mais wàññi suukar si de. suukar si daa bëri ah. Bokar wàññi suukar si Babacar salaamaaleykum. maaleykum salaam Padros. yaa ngi ci jàmm. sant bu wër. waaw kii lay fi indi kii de moo la fi indi tey. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité. am balaa ngaa kii am. monsieur le maire. waaw mettez la sa micro. mais Sidi Aboubacar. lii moo xew léegi de. maam Bamba ziar naa bu baax. lii moo xew léegi de. sama turandoo la ban sama turandoo la Bamba ah. moom rek moom la ñu woowee Bamba ci réew mi Bamba. monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. monsieur le maire comme ni ko Padros waxee. caayin bi neex na merci beaucoup. waaye caayin bi nee na la caayin bi. waaw lu def waxu luy ay di njàmbat. waaw actualité Sénégal je pense que ñëpp xam nañ ko moom mooy feebar bi nga xam ni dugg na ci réew mi wër àdduna ñu bëggoon a laaj d'abord ndax signalé nañ la ay cas Médina. non amagul yàlla buñ ma ko signalé. incha allah beneen bi moom mooy kii wax na ko léegi ministre bi nga xamante ni moom lañ dégg wàllum wér-gu-yaram ci biir réew mi def nañ point de presse sànq indi li nga xamante ni moom mooy actualité bi par rapport ak virus boobu wax nañ ni am na juróomi cas yu bees. yu tey juróomi cas yi fekki 29 cas yi nga xam ne moom moo amoon. démb juróomi cas yi fu ñu jógee. bon ay wax nañ ñu ay importé lan wax ak. yeneen yi nga xamante ni moom lañ trouvé ci biir réew mi bu ko defee mu nekk loo xam day fekk yeneen 29 cas yi amoon dem mu nekk 34 léegi loolu nag nekk loo xamante ni lu xaw a doy waar la lan nga ci mën a indi comme. non mais tiit rek parce que ascenseur bu yéeg te wàccul ba nëgë ni da ngay tiit ascenseur boo xam ne bis bu nekk mu gën a teg beneen étage suñu wàccul ba nëgë ni problème lay doon parce que le problème c'est que feebar boobu xajul Sénégal xajul Afrique. ndax xoolal ñu am matuwaay yu mag yi. Europe xam nga sax même bu dul Europe bi ñu leen tey loxo ndegam ñi am matuwaay yu mag yi ñoom la mën a tëral nii mais man su ma gisee suñu population bi ñàkkal ko fayal damay tiit parce que ñun ñi bàyyiwuñu lu bari tey boo demee fële kaasu à jeter yi ñu naan café ñun ñaa ngi attaay ñu ngi naan café ñun ñaa ngi tëdd fi ñu tëdd ñu toog fii ñu nga fay toog bis tey la tataay yi gën a fees tey la njaganjaay yi gën a fees prison bi nag. man sama problème mooy prison bi parce que nit ñi arrêté nañu audience mais tey koo jàpp tey ngoon da nga koy déféré
mais boo ko defaree mu yóbbaale feebar ba nag garde pénitentiaire yi ku ko ci am nag ñëw xool garde kii prisonniers yi nag man tey li may ñaan président Macky Sall li ma koy ñaan tey parce que man xam naa prison li ma koy ñaan président Macky Sall mooy ñi seen peine des lu bareetul moins de 6 mois mu jéggal leen te yàlla tax ndax prison bi wàññeeku jigéen ñi mu baal genn wàll gi ñu dellu parce que période bi jigéen ñi war nañoo xooli seen njaboot yi ndax école bi ubbi nañ ko tëj nañ ko lu mu mën a baal ci jigéen lu mu gën a bari rek ñaan naa ko foofu tamit xaw a yolom ñi nga xam ne nag ñaawteef yu ndaw la ñu defoon du rey nit du lu mag du drogue ñooñu aussi bu leen mënee jéggal te yàlla tax ndax prison bi xaw parce que man xam naa prison tëddin boobu bu ko ci kenn amee ñëppay dee te bu ñu xool ñu fa tëdd garde pénitentiaire mën na ko fay indi message bu am solo. waaw mu nekk ay message bu am solo espérons que peut-être président de la République dina ko dégg. dina ci bàyyi yow bokk na ci matuwaay yi nga jël nga ni da ngay tëj marché bu Tilène ak marché bu champ de course ndax mën nañ xam lu tax ak tëj boobu nu muy demee. tëjuñu ko complètement boo liiree bu baax ci article 1 bi dañoo ñu ne 18h dinaa ko tëj. parce que marché bi da daan dem ba 23h te loolu du yoon nag dañu waxante dëgg. marché bu dëkk dañ koy organiser yàgg naa ko bëgg a organiser mais comme que bokk maa ko nguur gi parti nëbb ma li may wax. mosuñu ma cee nangoo jàppale loo teg ñu teggi ko. pour néewal la doole. mais tey lii ñëw na foog ñu nangu ko par force. parce que barki démb ci guddi dama ànd ak sama chauffeur. jaar ci yoonu marché Tilène ndax dafa bouché pendant une semaine. ma jaar di xool nag directeur ONAS directeur UCG woo ma Thiam ni ma ndox mi bari na yónnee ma vidéo bi ni ma bu ñu mënoon débarrasser la fa nekk ñu seet fu ñu koy jéem a réglé ma woo directeur ONAS mun ma dinañ ko réglé ci guddi gi mooy xool fu liggéey bi toll mais bi ma ñëwee barki démb laa wax de ci kaw salte yi laa fekk ñu lal ay saako di jaay ay ñam boori 22h ci kaw salte yi barki Cheikh Al Khadim ci la ñu toog di jaay ay ñam ñi di jaay ay ñam bi ñoo rek ay fruits ak ay yu ma xam ay 22h en racine 22h ma waaru ci àdduna te ñun ñaa ngi koy jënd toog di ko consommer gargot yi ma ne mais ça c'est inadmissible kon ñu dégguñu message yi ñu wax yëpp ci rajo yeeg télé yi ci laa xëy la lendemain man leen nag du ma xaar ku ma sant arrêté Macky Sall du ma gën a courageux lii day dakk parce que tamit sama agent yor brigade bi dañoo am heure wàcc léegi bala ñuy wàcce ci 19h dinañ ma tëjal marché bi yëpp ba mu leen ne kenn nekkatu fi agent de nettoiement yi ñëw nettoyé ko li ci metti mooy dafa am benn mbedd bu tudd rue 18 moom dama koy tëj complètement lu tax ndaxte rue 18 boobu dafa yàgg ñi mujjee judd ci 20 ans yi mujj yi mosuñ cee dox nii même kër yooyu duñu ngénte duñu dëj fi malade guddi lañ koy génne parce que bu njëkk ba ay table la amet yéen permettre ñu teg ko fa nga xam ne kuy wàcc teg ko léegi dañoo jël table yi def ko ay mbaar ba def ko ay toit ci kaw ba mu nekk ay cantine en bois léegi comme que distance réglementaire bi même Macky Sall conseil des ministres bi am na distance 1 mètre quelque mais foofu booy dox mënoo waaxu yaa ngi nit ñi yéen ni ngeen dankaloo ko di avancé kon kooku comme léegi mbedd mi ñi la toll te foog ngeen taqalikoo pour avancer waxuma sax 1 mètre mu leen am 20 centimètres parce que mbedd mi nii la toll léegi li gën a wóor pour ñetti semaines yi ñëw li gën a wóor pour ñetti semaines yi ñëw mooy ma dindi ko ba mu jeex takk bu ko defee lampe ya nekkoon ca koñ boobu ba mu burlee ëpp na ay ati at mais oto biy changé lampe yi musul am accès pour yéeg changé lampe bi ndax cantine ndax table yee ko baaree cantine yi réseau ONAS bi bougé tous les 3 jours ndax cas de sondage boo ko déggee mooy Médina 85% tuyaux yi fibrociment la ciment la d'accord du PVC 15% mooy PVC donc ciment boobu fa tubaab yi defoon moo fa nekk ba léegi ndax réseau bi ëpp na 55 ans léegi fibrociment boo ko déggee mooy day dem ba si yàgg tooyaay bu ëpp bi ndax lañ ko prévoir ci ay nit li ko utiliser yëpp day toog ba si yàgg mu màbb léegi fa mu màbbee ndox ma day dellu dootul mën a traverser loolu yàgg na fa te mënuñu koo réparer ndax table yi te tant que mu ngi bouger feebar bi soriwul moo tax may tëj naa ko ñetti semaine mbedd moomu changer lampe yi defaraat tuyau yi assainir ko pomper waat ko tamit ba mu leer lu bari dee na ma seet tamit nan lañ fay toogee waat après nag du ma ci teel a wax parce que bi concerné tëj marché à partir de 18h ndax ci 21 jours wala après da ngay continuer nañ ñaan yàlla feebar bi yem fi ba ñuy yegg foofu man du ma comme que man aw ma xam-xamu li sa xaar xaw ma li xew bu 3 semaines yi jotee dinañ def réunion d'évaluation xool lan moo dalaat suñu xel bu fekkee ne rythme bii la continuer gëmal ni sax dootul yegg 18h xëy na midi ñu ma yemale ko fa parce que tamit doo dem bañ na di ñàkk fayda ba sa dëkk am cas bañ lay isolé nga naan su ma yëgoon def nangam loolu du ma ci fekk man maay premier magistrat dëkk bi mën nañ ko dénk ëllëg man la ñuy rendre compte du ma bàyyi ba feebar ñëw fi ñu naan ma naan su ma yëgoon jël mesure sàngam ña fay jaay si ñi ci ëpp dëkkuñu Médina seen wërsëg lañ fay dàq du ma wut tamit lu neex kooku
man maa ci perte parce que maa perte taxe de 3 à 6 millions par mois ñooñu dañ ma daan fay dinaa perdre mois bu ne plus de 6 millions mais jaral na ma ko ndax bu benn cas duggee ma ñàkk plus de 10 millions. waaw marché champ de course ñoom nee nañ jël nañ def nañ fa reportage démb ñoom nee nañ jotoon nañ jël seen i matuwaay par rapport ak mesures yi nga xam ne moom lañ wax contre virus bi. est-ce que matuwaayu commerçant. mooy mu dalal sa xel nga dem mu def li mu bëgg a def il faut nga matérialiser ko. parce que loolu mooy bul jël décision ci ñun jël nañu suñu matukaay nga dem toog mais tey sama échec mu ngi nekk ni champ de course boobu ñu jël matukaay ñun ma kaa am na fa lu may wax. mais tey bu kaa amul suba ñu xam ne mbirum yàlla la mais def naa la ma war a def. champ de course dama ne yemuma ci marché yi ci daara yi laa jëm. xam nga bi fi xale yi lakkee ba dee fi delloo woon naa xale yu bari ci ñi xam si ñoo xam ñi sëriñ ñi xam fi seen doom dëkk dinaa dem woo sëriñ dem ci sëriñu daara bu nekk ni ko sa xale yi nga yor kan nga ci xam fu yaayam ak papaam dëkk xale bu mu ko ci xam ma jox ko paas mu delloo ko. ah bon ah oui parce que tamit doo jël ay doomi jàmbur joxo xale yi mootu ñoo yalwaani mais nañu waxan dëgg période bi doo jël xale mu def loxo yi sax déjà loxo yi ñu ngi ko war raxas xale yor potte xale bi amul gel bi amu ko xale bi amul saabu pot la yor suba ba ngoon noonu la ci lekkee gisul fu mu raxasu mu def tànkuli nag xale boobu moo gën a mën a contaminé ñeneen ñi kon tey daara yooyu pourquoi ñu war a libérer suñuy doom ci école yi ba pare bàyyi daara jee gën a garaaw ndax suñu doom yi fanaan nañu ci école bi dañu doon jàngi dem mais daara bee dañ fay dankalikoo tëdd comme prison kon tey foog ñu jël mesure ci daara yi man daara yi ma yor dinaa fa dem ku ma sëriñ bu xam fu sa doom dëkk dinaa delloo sa doom ba pare nag ni papa yeeg yaay ji bu leen ma fontoo bi ngeen di jur doom waxuñu leen woon ngeen sànni ko wala ngeen dénkaane ko ku juratu doom na ko téye. monsieur le maire marché champ de course ba tey am na lu ñu jooytu nee nañ comme que ñi nga xooxu ceet ñu jàppale leen ci ndox il paraît que ndox dafa manque surtout ci toilette publique yi. SDE nga koy wax mu dégg man ndox mi am na installation mais waaw non le problème c'est que am na installation am na ndox mais ndox moo bëriwul ci réew mi léegi kañ maa ngi ñaan ki yor ndox mi période bii nañu bàyyi couper ndox yi même ku fayul ndox nañu ko baal parce que mënoo dimbali prévention di wax ju bëri xëy suba di couper ndox moom waratuñ koo xalaat. France de def nañu ko France. waaw dama ni actuellement fu amul woon ndox sax war nañu faa def ndox tey mënoo damay xeex contre la presse xam nga lan laa gëm milliardaires yi nañu dugal ay milliards ci compte bi ñu rembourser SDE yenn yi fépp am ndox ndax raxasu bi daa war chaque 30 minutes tey bu ñetti weer yi bu ñu coupé kenn ndox nañu bàyyi ba mu pare ñu seet nu mu koy fayee. ok monsieur le maire ci biir association des maires du Sénégal bi nga xamante ni bokk nga si est-ce que waxtaani ngeen mesure bu mel nii parce que nekkul Médina rek moom moo am ay marché yu mag am na yeneen communes yoo xam ne am marché yu mag ndax waxtaan ngeen seen biir xool noo leen di jëlee ay mesures ci yeneen marché yu mag yi. association des maires daal amuñu sax suñu jot woote wuñu sax man yaakaar naa ni nañu wax leneen quoi. maanaam. ah mais woote wuñu je pense que mesure bi tey comment nga waxoon nañu gaa Abdoulaye Diouf Sarr ñëwoon na fa ak Omar Gueye mais man association des maires ak AMS ak ay HCCT yooyu dama leen a gëmul. organisation yoo xam ne amoo pouvoir da nga naan su ma xalaatee bi ñu jox Macky Sall mais yow loolu xam nga man lépp loo xam ne ni daal boo gisee góom bi mënoo koo faj amuloo ma njëriñ bu dee da ngay wax rek ni góom bi fi mu ne foofu la ne amuloo njëriñ tey boo gisee au conseil bi amul mission d'exécution. mission bi am c'est une mission consultative. day wax ak yow rendre compte président xamoo kañ la koy lire. man tey li fi am mooy wax du bari moo fi nekkatul. fi ñu toll nii loo war a faj bala ngay tëdd feebar bi du xaar suba chaque minute mën naa rey nit mën naa def nit seconde bu ne. loo mën a régler tey bu mu fanaan. mais ay bind ak yónnee président moo war a xew yi. dernière question est-ce que da ngay yem ci marché yi kase wala di nga dem ci yeneen rassemblement ñi ngi dégg ni sax imaam yi ak ulema yi ñoom wax na ni lu dem ci julli àjjuma yi ñu dakkal nañu ko ndax yow sa mesure bi nga jël nii ci marché yi day continuer ci yeneen rassemblement parce que Médina tamit quartier bu xaw a populaire la ndax yeneen regroupement yi dinañ ci. man daal xam naa ne li ma ci neex mooy jàkke yu moom ak église yi. man daal xam naa ne ku ci gëmul leen yàlla doo ko gëmati quoi. man sama problème mooy sang néew ak jullee néew ak suul néew. sëriñ bu ne la topp ma bul déglu feebar bi bis boo deewee du la jullee. parce que bu ñu ko nee kii tëdd feebar bi la sëñ bi day daw. ak sëñ bi dama ne la sëñ bu benn sëriñ gëmloo nit ni feebar bi amul feebar bi mën na sax yóbbu sëñ bi balaa ngoon dafa am. feebar bi dafa am buñ ci déglu sëriñ na ku ne xool sa bopp ndaxte sëriñ bi boo ko dégloo ba dee du la julleel ndax sëñ bi du julleel ko feebar boobu
na nit ñi gëm ne feebar bi am na. ñu nekk ci gannaaw président de la république nag ku ne fàtte say ambition politique. réew mi soxla na ku ne fàtte li nga bëggoon. ku nekk génne la nga yor te mën koo dimbalee réew mi. ndax ba nga soxlaa réew mi la dimbali. mais jox leen ma seen carte ba pare nga dañ say milliards te réew maa ngi dee léegi après ñu dindi nga soxlawaat seen carte te xëy na bu dee woon mën na laa voteel ku nekk la nga yor na nga koo génne ñu jàppale réew mi ñu taxaw ba xeex bi jeex ñu dellu cookiwaat. très bien Padros loolu lañ amoon pour monsieur le maire. ci ay actualité. waaw mais merci beaucoup Babacar. merci beaucoup nuyu ñu waa www.emedia.sn di site internet bu Emedia. jaajëf kontaan nañu. incha allah jërëjëf ñu yeggal suñu waxtaan. te Babacar parce que mbaa yaa ngi moytu yow. waaw xanaa gisoo ni du Padros di forcé. waaw yow kay mais feebar bi neexul de. monsieur le maire Amata. waaw neexul de. feebar bi amatul restaurant amatul discothèque amatul massage amatul bës amatul. waaw yéen ñi yàlla dénk ay ndomba tànk sensibiliser leen rek ñu jàpp. d'accord alors merci Babacar jërëjëf ñu ngi koy gërëm Babacar Fall di journaliste ci site internet bu www.emedia.sn waxtaan bi door nañu ko bi 17h jotee ba ñu ngi jëm 18h30 li des ci waxtu wi bareetul monsieur le maire tey projet yi lan la pour Médina fas yéene ngaa jël Médina changé ko def ko benn ville bu mag a mag a mag parce que ambition yi ñu ko commencé gis nga di ko teg biir Médina jafe na ngir ñu di ko gis ci maire boo xamante ni dafay jiite quartier. c'est-à-dire su ma bokkoon parti au pouvoir romboon naa fi ma nekk parce que lu bari samay mébét dañ maa freiné bloqué ma mais tey Alassane Ndiaye Alou mooy école Médine ak Mour Diop mooy école yi féete Blaise Diagne bi. d'accord dal bi day daanu ci kaw élèves yi ba toj seen bopp. ñaar su ma waxee ñu ne patrimoine classé UNESCO la mais tubaab bi daf maa war a ëpp ful la classé sama école dem tëddi nelaw muy rey samay doom nga naan patrimoine classé la te doom fay déclassé ko defar ko. ba tey ma ngay daanu seen kaw man bu ñu ma ko bàyyi loon dinaa ko def loo xam ni école bi na ci am wàll. ci kanam gi til leen dinaa ko moderniser def ko centre commercial yu baax a baax a baax ba li ñuy dund tey dootuñu ko dund. te bu ñu jugee ci lii nañu waxante dëgg. nañu changer habitude yi. surtout ñoom ñu ngi doon casse temps yéen naan Auchan yaa ñuy bëgg a rey mais nag Auchan di leen gën a mën a rey. parce que nit ñi buñ jugee ci li dootuñu dugg ci poto poto yi di dund. am na marché yoo xam ne fii ci dëkk beeg banlieue bi. même marché yooyu dafa ñaaw même bu dul woon feebar bii. man mos naa romb benn marché gis nit dugal tànkam ci carotte bi di ko bës di ko raxas damaa tiit ci laa bàyyi woon sax lekk yenn carotte yi. d'accord ma tourné laaj service d'hygiène mu ni ma. Alla Ngom major mu ni ma. yoon bi foos yi di jaar. dafa am ku ko bëttoon di ko arrosé salade yeeg yooyu ak chou yeeg yooyu. kooku mujj nañu koo jàpp sax xam nga daf ci am léegi yoo xam ne jarul fooyee. c'est vrai. Sénégal feebar bi xajul ci ñun de parce que ñun dafa am distance yu ñu mënul régler. ñun et puis retard la dafa feeñal suñu yaafus ci mbirum santé. surtout bu dee tey. tey ku feebaree Matam Dakar lañ leen di. parce que nee nañ Touba lañ defaat beneen mais kon Touba ak Dakar rek la ñuy wax fi ñu toll nii. tey nag ni waroon naa fekk région bu nekk am hôpital régional bu mag a mag bu dara manqué wul. d'accord yow ban solution nga nu ban bilan nga nu mën a wax ci liggéey bi nga xamante ni ministère de la santé liggéey gum na ko ci feebar bi. ministère de la santé jàmbaar la wax dëgg yàlla dafay fekkul dara man régime yi passé laay wax. parce que Sénégal waroon naa passé tey ku feebaree tey Tamba wala Matam. dañ lay indi Dakar pour passer les visites. tey région bu nekk tey wala département bu nekk war na am hôpital boo xam ni boo feebaree à la minute ñu yóbbu la fa. mais lan la indi tey. da ngay dem ci centre de santé boo xam ne équipé wuñ ko. sa yaram tànga wàll agent yi fa nekk. tey loolu moo dal waa Touba parce que centre de santé ba njëkk a dem agent yi ko teer woon la wàll. tey bu ñu jugee ci lii nañ defaraat hôpitaux yi. d'accord équipé hôpitaux yi parce que yu ñàkk fayda yi ñuy dugal xaalis réew mi. mën naa ñàkk feet yu bari yeeg 4 avril yu bari yi génnee milliards nañ ko def ci hôpitaux yi def ko ci nit ñi. d'accord te tamit président Macky Sall. na xam ni fii ak fan yu néew activités yi dafay wàññeeku. Sénégal ñii am salaire fixe bariwul. ñii taaba taabay dund bëri. kon na seet ñiy taaba taaba te ñu leen da ngeen di wàcc heure sàngam. nu loxoom di demee ci ñoom ndax kër ga bañ a ndóol. d'accord tey ban crise la mën a indi ci réew mi feebar bi. bu yàggee baaxul de. d'accord bu yàggee baaxul parce que fi ñu toll nii. bu nit ñi gënee tiit dañuy dem dugg ration yu bëree bëri. ki am doole mën naa jëndal këram. mais ki nga xam ni parce que ñu bëri. am na boo demee ci marché yi. dañuy xëy jaay yi bu ñu jaayee ba 11h li ñu jot a am dal ci dugg ak weccit jox seen doom mu yóbbu dépense kër ga. am na ñoo xam ne bu ñuy xëy ndekki lañ fay bàyyi wuñ fa añ. d'accord kon kooku boo ko nee tëjal complètement. bu ñaanee juróom-ñetti famille du ko mën. lor nga ko kon il faut mu am politique sociale bu état bi teg. ñu xool ménage yi wax ak maire yi. mais ñu recenser indigents yi. politique sociale boobu noonu est-ce que budget bi mu ngi fi. dañ koy wut nag. dañ koy wut nañu bàyyi projet yëpp parce que ay projet terre yeeg yooyu yëpp ba yow yaa ñu ngi waaj a dee ngay teer ak tere ak leneen yooyu yëpp la ñuy arrêté milliards yi ca jëmoon. nañu ñëw dajale milliards yi ca jëmoon. d'accord ñu woo maire bi ni ko koñ bu nekk ñan ñooy ñëw doole yi taaba taaba. ñu dugal fa ceeb dëwlin suukar ak tuuti weccit.
ni ko nag boo mu fay courant ndox demal ni Senelec bul coupé kii bul coupé nañ bàyyi ba feebar bi jàll ñu seet nu ci état bi dugalaate loxoom état nag boo koy fay impôt di ko fay impôt di ko teral di ko fay impôt bis boo ñàkkee war na laa may loxo. très bien en tant que politicien réew mi bu demee ba toll fii mu leer na crise mi ngi bëgg a am sa devoir lan la war a doon. fàtte politique fàtte diine fàtte lépp wax su ma naan fàtte diine toog fi naan sëriñ bi nangam ak nangam yàllaa fi ne tey yàlla kese fi ne tey sëriñ bu mënoon bu ne dëkk ba nga dëkk loolu dafa dugg yàlla rek a fi ne ñun ñëpp nañu booloo nekk say topp ci gannaaw borom réew mi bu dee borom réew mi tamit génnañu ci li rek tax koo jóg bu mu ci dugal benn calcul politique bu mu nekk benn raison renvoi élection bu ñu ci teg benn dil na ñëpp fàtte dil yëpp mu am benn problème kese nu bi feebar bi jógee dil yi lan la nga ni non damay bañ ñu prétexte woo kii bi mën a annuler yu bëree bëri parce que man ngaa d'accord ma marche d'accord ma renvoi élection mais bu prétexte yi bëri ba ñun ñi yaakaar ni feebar bi sax ngëneel la ci ñenn ñi pour ñu régler ci ay compte parce que am na ñoo xam ni tey feebar bi dinañ ci régler ay compte yu bëree bëri parce que di nga am sa dëkkandoo sax tey ngeen yàgg a juboo yàgguleen a juboo mais tey dina loof wala muy yàgg ndaxte moom salaire nga am yow tous les mois dañ lay viréel mais am na entreprise yoo xam ne commencé na Sénégal yëg naa ko nee nañ seen personnel toog leen mais 50% ngeen di fay ah ouais oui man am na ko ma wane ma fi may liggéey neen nañ toog mais 50% la ñu mën a fay pourquoi loolu ah waaw parce que ñoom amatuñu activité d'accord mais sëñ bi activité kaay boo demee bu yàggee taxi yi clando yi kenn ci bokkal clando yi ñett lay toog ci gannaaw tata yi bu yàggee mu taxaw mayga yi day tëj parce que mayga yi kaas bi boo paree da koy rax kaas bi gis nga man yàgg naa xam naa mayga yàgg naa ci dugg ko xam mayga gis nga suuf bi ci suuf ndox maa gën a sall sax li ci kaw bu leen xale rek dina koy tegalaat ci kaw comment nga donc yëpp yu bëree bëri day tëj garab yeeg bagage yëpp day tëj yooyu nag ci Sénégal ñiy liggéey sur le plan informel mooy ëpp léegi ñi liggéey sur le plan formel d'accord ñooñu seen doole day néew moo tax nag yow bu ñu baadoo la ñun ñu am salaire par mois nañu fàttaliku ki nga xam ne xëyam moo ko daan may salaire bu musaan am dëj wala mu feebar sax du lijjanti dépense su këram te am na ay doom kon bu benn école dàq benn xale bu Senelec coupé kenn SDE na muñal ñëpp facture téléphone yeeg yooyu ak hôpitaux yi nañu muñal ñëpp même boo fay bàyyi sa carte d'identité waxuma ñu may leen ko de nañu bàyyi ba fii ak ñaari weer ñett bu ci ñu amul doole après nag ñoom ñu seet dañu ko defalee moratoire wala état bi dimbali leen ci. très bien réew bu demee ba toll fii est-ce que entreprise yeeg société yeeg bonne volonté yi dañoo war a rocc seen loxo bàyyi gouvernement bi doxal. ça dépend parce que am na entreprise yoo xam ni tey dañ daan fay impôt bu bari. impôt boobu tey war nañ ko delloowaat askan bi am na entreprise bu mel ni Sonatel di am 250 milliards Orange. ci doowu sénégalais yi. tey bu Sénégal soxlaa warul génne yenn montant yi war na génne lu bari defaat ci ndaxte ñun ñi ko doon jënd crédit di ko may xaalis bu ñu dee doom crédit. na ko defaat ñun ñu wér ndax ñu mën a continuer jënd crédit. d'accord donc tey looloo fi nekk. d'accord tey seen produit lañ daan naan kiy jaay boisson kiy jënd carburant. jënd nañ ko ba feebar taxaw nañ ñu dimbali ba wéraat pour jëndaat carburant jënd ciment tabax. wax na lu am importance. mais monsieur le maire am na loo ndimbal tey boo def ci gouvernement bi. parce que ñu ngi gis tey temps yi bonne volonté ñuy génn jël seen xaalis ñu am di ko dimbalee nguur gi. est-ce que am na loo ci def pour jàppale nguur gi. non 1000 villes de Dakar démb jox nañ 100 millions. 100 millions. démb dem nañ ci Diouf Sarr jox nañ ko 100 millions. waaw mais nag 100 millions yooyu. vraiment nañu xalaat lu jëmaat ci askan bi daal parce que man bëgg naa ñu woo délégué de quartier yi maire yëpp woo di seen délégué de quartier yàlla na fi yem parce que loolu laay ñaan yàlla parce que plan B laay wax yàlla na fi yem parce que bëgguma ñu yegg foofu mais restriction yu bari yi bu yàggee parce que tey ñi amoon oto di yóbbu élèves yi taximan yi abonné woon di yóbbu élèves yi seen chiffre d'affaires daanu na c'est vrai parce que am na oto yoo xam ne chaque matin dañuy jël say doom jël doomu keneen yóbbu njàngi ñooñu gisatuñ ko ñu yóbbu ka daan jaay lekk ci école ba gisatul kenn. c'est vrai. donc ñooñu ñëpp nañ leen xalaat. crise mi ngi bëgg a am c'est vrai. tey bu ñu demee ba ñaan bu kenn fay luyaas li France def est-ce que Sénégal mën na ko parce que am na koo xam ne daa tabax këram dëkk ci kaw luy ci suuf di dundee li ñu am ci suuf. kon boo gënee ci suuf bul fay luyaas mën naa métti mais mën nañu waxtaanee noo xam ni ku ne ñu ci gis sa tuuti rek. c'est vrai c'est vrai très bien tey waxtaan wi neex na am na solo soxal na askanu Sénégal tey sa message bi ngay lancé pour ñu jeexal ndax waxtu wi jot na ngir ñu tàggatoo lan lay doon. ci feebar bii di coronavirus bi. message bi mooy nañu toroxlu. toroxlu xam ne lii yàlla lu mu def la. très bien yàlla yàgg nañoo tere bàyyiwuñu. nekk fii prostitution bi ni fi gam lesbiennes yi amee ñu. góor jigéen ñi sonal ñu. xam nga ne balaa moo wàcc. balaa wàcc mais fi mu toll nii
lañ fi nekkee woon kenn ñemewu ko wone kenn baaleetul show yi arrêté nañ leen marché yi arrêté nañ leen boîte de nuit dancing yi hôtel yi ñëpp a ngi daw xam nga ni yàlla lépp doole buñ fi jógee nañ am tuuti jom nag te changé. très bien très bien merci beaucoup dañu koy gërëm bu baax moom Bamba Fall ci disponibilité am ñëw tey àndandoo ak ñun ci plateau Sama Sénégal di ko gërëm bu baax a baax a baax waaye tamit di ko encouragé parce que ku bëgg defar Médina la ku bëgg réewum ku fonk réewum koo xamante ni foo ko fekk lépp loo xamante ni réew bëgg na ko Médina bëgg na ko ma nga ca donc baat bi ma wax sànq ni waa Médina gërëm nañu la par ma voix ñëpp a ko wax Médina gërëm nañu la te tamit Sénégal soxla na ku mel ni yow Médina soxla na ku mel ni yow yeneen quartier yi wax nu benn maire liggéeyul nag maire yëpp ñu ngi liggéey waaye moom mi ngi leen di gën a ñaax voilà bëgg nañu ñuy xool ci moom Bokar merci beaucoup ok mais Bokar attaaya ji neex na de waaw attaaya ji tey neex na waaw merci beaucoup chers téléspectateurs merci bien tout à l'heure ci iRadio la ñu jëm 19h ba 20h45 di leen gërëm bu baax a baax a baax ci àndandoo bi ak ñun Ramatoulaye ci côté réalisation dañu koy gërëm bu baax merci Dia ci côté caméra gauche waaye merci beaucoup Mr Souleymane ci côté caméra droite merci Assane ci côté coordination merci Babacar ci côté caméra merci Sidi ci côté caméra rendez-vous demain inchallah ñu dellu si waat àndandoo ci télé bi bu ko defee ñu jëm 20h 18h 19h juste chaque jour 18h mais léegi-léegi dañuy enchaîner ci iRadio ba 20h45